bismillahi irrahmani irrahim la hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salaamuhu ala annabiyi almustafa wa salli llahumma alayhi wa ala alihi wa ashaabihi bukuratan wa aswila. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan DTV dellu si waat nañu ci seen émission bi nu tuddee Al Wasaaya altine ba alxames lañu koy amal bu waxtu wi jotee ngeen ànd ceeg ñu ngi ci baaxoo di àndal Adja Louise teew Oustaz Mouhamed Diop teew Cheikhouna teew waaye tey ñu dellu si waat nañ leen ko diggee woon barki démb ci gan gu ñëwoon ñu bari doyaluñ ci muy professeur Cheikh Oumar Diagne ñu waxoon leen ne dana dikkaat alxames ñu ñaanoon nu ko may na nu ko dellusiwaat ngir ñu war a yeggali waxtaan wi ñu sumboon ci wàllu li nga xam ne mooy finance islamique ak la ca aju banque yeeg tey danañu xuus nag waaw tey danañu xuus riba bi nga xam ne moo nekk ci banque yi solution bi l'islam indi ngir xeex wàllu ñàkk ak yenn yi nga xam ne léegi yees na ñuy toxu di jógee ci monnaie bi nga xam ne miinoon nañ ko war ñoo jàllale ci beneen xeetu monnaie yooyu yëpp baax na ñu waxtaane ko en tant que ku ci xam-xama màcc waaye ki nga xam ne mooy Adja Louise ci commentaire yi incha allahu taala ak i commentaire am danañ ci ànd ak moom ñi seetaan nekk ci Facebook bi mën nañoo tàmbali déjà dugal seeni laaj waaye seeni contribution ndax nag am na ñuy seetaan ñoo xam ne ci wàllu lii ñuy waxtaanee muy solidarité ak finance islamique ak l'islam ni muy xeexee pauvreté ak ay borom yi xam-xam lañ ci ay kàngam lañ ci biir réew mi ak bitim réew képp koo xam ne bëgg nga participer ci waxtaan bi mën nga dugg Facebook nga tàppe DTV seetaan nañ leen ubbil fenêtre ngeen mën a commenter émission bi commentaire yooyu incha allahu taala bu ñu demee ba ci biir Adja Louise dana ci jukki yenn leeralal nu ko waaye Cheikhouna ci analyse yi moom it dana ci dikk gannaaw professeur bu nu ko dégloo jàngat yi mu ci am question yi nga xam ne ni dana ko ci posé waaye Oustaz Mouhamed Diop ci geneen wet gi ci wàllu azaka ci wàllu riba surtout bëgg nañ tey mu xuusal ñu ci bu baax a baax ndax ñu bari ñu ngi dem ci banque yi di leb ñu bari dañuy posé question ne dégg naa ñu ne rek banque bi moo ciy jëlee bàkkaar banque bi banque bi mais yow mi dem ci banque bi pour yow def pere jërewoo ci li nga xam ne moom mooy bàkkaar yooyu yëpp nag dafa mat a leeral loolu mooy jagleeg Al Wasaaya mooy dañuy dugg ci biir li nga xam ne mooy mbir yi waxtaane ko yaatal waaye nag ñu ñëw tënkaat ko ci biir pas-pasu l'islam ndax ñu bari ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi dañuy yittewoo lu mel noonu te ñu ngi koy seenu lu bari ci rajo Dunia ba muy rajo Dunia ba mu xëy nekk télévision tabarakallahu loolu ñu ngi woy di ko doxal ba tey ñaan yàlla jàppale ñu ci di ñaanal ñi tawat ak ñi faatu ñëpp ñi tawat yàlla saafara leen ñi faatu yàlla yërëm leen ñu ànd ak jigéen ju tedd ji daa toog fii di leen ñaanal muy Sayda Zeyna Fall wax ay bi Sayda Adama Seck séddoo di yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ñi faatu ñëpp yàlla nañ ko wax Adja Louise maa ngi laa ziyaara maa ngi lay ziyaar Oustaz Mouhamed Oustaz Makhtar Sarr juumoo Oustaz Mohamed a ngi fi waaw mu ngi fi waaw du bëgg li may waxtaan ak moom daa bëri xam nga mën nga wax benn wax joyantiwaat ko te duñ yëg ne da nga juum dëgg la man nga ne maa ngi la ziar Oustaz Mouhamed di la ziar Oustaz Makhtar dëgg la xam na maa desee professeur sama oustaz yi si kër gi dama leen sonal trop moo tax faaw ma leen di jaxase des fois maa ngi lay ziar bu baax Oustaz Makhtar Sarr ziar bu baax di ziar Oustaz Mouhamed Diop borom mbagg yu ji si di ziar Cheikhouna sama xarit tey moom bàjjen fexeel bu wax di ma la abiyee nag wala yow da nga réglé de. dafa publicité da nga compute. maa ko abiyee de bàyyi nii rek. gratuit la ou gratuit ou non gratuit la bàyyil ma seetal ko rek. gratuit gisoo fi ma génn ci Maroc. waaw marocain yi moom taarikal waaw yii moom yow maa ngi koy wër moom gaa nag ma xamal la de doful de yab ma ñaari yoon de fii ci plateau bi la ma yab rek mais buñ génnee sama client bu baax la sama client bu baax la à partir de en tout cas am na benn soxna bu tudd Khady Sow waaw ci Sévigar nee na naa wax Cheikhouna na bàyyi bàjjen Louise mais man de am na ñoo koy wax moo ma sonal man ñaar yëpp lañ may wax waxal Louise na bàyyi Cheikhouna wala ñu ne ma waxal Cheikhouna na bàyyi Louise xaw ma ñoom ñaar nag kana ci sonal morom
waaye daal comme li Khady Sow moomu yóbbante am na ñu bari ñu koy yóbbante. may ziar bu baax professeur Cheikh Omar di kontaan ci bokk ak moom plateau bu baax ndax xam-xamam jëriñ bu bëri lañ ciy jële maa lay ziar di ñaan Sénégal yàlla na ci jàmm sax amiin incha allah jërëjëf Oustaz Mouhamed Diop ñu ngi lay ziara bu baax delloo ziar di la nam ñu ngi lay delloo yow gars yi bu ñu gisul Alwasaaya dañ lay laajte démb seetaan suivre naa leen gis bàjjen Louis ci néew lupp bi mu indi démb li ma bëgg déstabiliser ñoom ñëpp dañu koy déstabiliser mais tey li ma fàtte woon lu réeroon ñëw na tey macha allah di nuyu sama xarit sama soppe Cheikhouna di am mbégte tamit bokkaat ak professeur Cheikh Omar Diagne ci moom sama goro sama benn ci samay goro la ak naa goro boo xamante ne Omar Diagne la tudd Omar Diagne yàlla na yàlla dolli yërmaaneem ak njéggalam ci moom di nuyu tamit soxna Khady Sow moomu dëkk Sébigar nga xam ne nee na télé bi lay seetaan rawatina émission Alwasaaya ak ndénkaane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak mbooleem ñi nga xamante ne ñooy safoo la DTV rawatina Alwasaaya ñu ngi koy ziar macha allah jërëjëf Oustaz Mouhamed Diop professeur ñu bàyyi la nga nuyoog ñiy seetaan. waaw jërëjëf Oustaz Makhtar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam ñu ngi am mbégte dellu si waat encore une fois si jotaay gu tedd gi. seq plateau bi ak ay borom xam-xam yu ràññeeku. di kontaan lool ci teewaay bi di la ziar xaasatan yow mi Oustaz Makhtar. teg sa loxo ziaru waa kër gi yëpp. di beral ziar Oustaz Mouhamed. Oustaz Mouhamed chaque fois man la. sama yaay da koy suivre lu bëree bëri te daf koy bëggee ndeysaan saa yu koy xool ne kii dafa yaru dafa daal dafa nangam rek waa ma nak ko wax incha allah bëri na ci morom donc daf koy bëggee lu bëree bëri di ziar bu baax Oustaz Mouhamed di bëggee Cheikhouna di am mbégte gisaat ko macha allah di nuyu soxna Louise bu baax a baax di ñaan yàlla defal ñu tawfiix ko lu ñu fi waxtaanee nekk njëriñ amiin donc jërëjëf Oustaz jërëjëf macha allah Alaaji Cheikhouna gannaaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim waaw comme ni ñu ko waxee rek ginnaaw bi ma waxee auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ma santaat yàlla beneen yoon kontaanaat comme d'habitude ci teewaat ci émission bi comme d'habitude bokk kook ñi ma koy faral di bokkal di dalal comme d'habitude suñu invité parce que léegi moom nekkatul gan quoi léegi gàng la parce que jàpp naa ne émission bi daf si bokk parce que mu nekk borom xam-xam bu mag boo xamante ni saa yu ñëwee rek vraiment da ngay gis ni que ni rafal na xam-xam boo xamante ni kenn ku nekk ci ñun ñi toog ci plateau ak ñii seetaan dinañ ci mën a jëriñoo vraiment ñu koy dalal jàmm macha allah jërëjëf Cheikhouna xam naa tey danañ def benn ñamali tuuti ci benn seetlu xaw ma yéen ñi gëstu ci wàllu économique nu ngeen ko gisee mais dañu annoncé woon avant koor gi ne dund bi dañ ko wàññi yéen ñi dem marché jigéen ñi man démb dama dem di jëndi diw ñu jaay ma butéelu 20 litres 21 500 te mi ngi daan jar ay 16000 17000 yooyu mais mi ngi ci 21 500 te noonu mu yokkoo ceeb beeg yeneen yi noonu la yokkoo te bi ñuy koor gi dañoo annoncé woon ne kat danañ wàññi dund bi ngir li nga xam ne mooy koor gi loolu moom ban jàngat ngeen ci def seetlu ngeen ko ngeen borom kër yi man démb dafa am benn mbokk bu baax santoon ma pour ma am ay mbir yu ma ko séddaleel wéy ji néew doole bi may jokkook fournisseur bi di ko wax si la ma xamal ne affaire yi yokku ne effectivement affaire yi dafa yokk ma koy wax ne diw mu ne ma Oustaz diw dafa yokk say boobu maa ngi bëgg mu wàññil ma mu ne ma franchement bëgg naa la wàññil mais affaire yi dafa yokk te loolu yokk bu métti yokk bu métti parce que loolu toujours man ñi may xalaat Oustaz man léeg-léeg damay fàtte sama bopp sax damay xalaat ñi nga xamante ni ñoom amuñu kii ni sànq si ngoon dama génn doon doxantu mais nga taseeg ay nit ñu lay wax lu ñu ndogoo lañ bëgg sama yaram day daw c'est-à-dire mu des ba léegi léeg-léeg li gars yi di wax ne woote sumb taxut yëre set mais sumb fóot mooy tax di fete mooy tax yëre set wax nit ñi nii ci rajo ne wàññi nañ affaire yi te nit ñi bu ñu demee amul kenn kuy contrôler ñi war a jaay ndax ñu ngi respecter loolu ci besoin doomu aadama yi dafa nekk loo xamante ne kii la ni ki noonu la tamit ci wàllu ginaar yokkee
manqué sax amul doo sax. ko gis sax ginaar Ginaar si amul boppam sax, doo dafa ko amul. gis ak ya muy àndal ak yooyu yëpp xam naa njaayeen yi ñoom papa xam naa jaaxle nañ fi ñu jaaxle toll nañ nii. seetlu nga loolu Adja Lévis. waaw loolu kañ moom constat général ñëpp ko seetlu mais Sénégal man je pense que loolu du fi lu bees au contraire weeru koor dafa nekk weeru yërmande mais Sénégal nit ñi dañ ciy profiter pour di yokk denrées yu gën a yu nit yi gën a soxla loolu ça a toujours été comme ça dañuy wax ne ñiy jaay wala ñi indi bagage yi ñoo amul yërmande wala ñiy jaay ñoo amul yërmande parce que boo xoolee benn produit mënul di jar 11 mois benn prix weeru koor ñëw wala tabaski wala korité mu yokk. mais nuñ annoncé wàññi gi mu yokk loolu mooy problème bi tamit. loolu mosul nekk problème Sénégal parce que état moom je pense que communication rek la ñuy def mais le suivi derrière duñ ko def amul benn contrôle après c'est-à-dire que bu ñu doon wàcc ci marché bi di am ay sanctions ñuy jox jaaykat yi di jël ay prix di ko fixé ba pare di leen exiger ñu respecter prix yu ñu leen jox ñu ne waaw mais loolu fii Sénégal ku nekk ak ni ngay jaayee dañuy xool suñu grande surface yi bu ñu demee ba ñoom ñi nga xam ne dëkkuñu Sénégal ñooy am possibilité di wàññi bu extraordinaire ñi nekk ci marché yi di yokk y a problème maintenant après c'est eux qui vont se mettre derrière là à dire diw dégage pendant que ñooñu boo xoolee xëy na ñu ngi fi pour seen poche mais ñoo gën a yërëm population bi par contre. doy na waar Cheikhouna boo demee Gambie ñu ne la waroo jënd suukar indi Gambie kilo suukar nga mën ci am la nga koy jëndee foofu mën ci am wala Sénégal mën ci am 2 kilos suukar Gambie ak yeneen mayonnaise Gambie ceeb ak yeneen xëy na am na yu néew yu ñu leen gën a yombalee mais li ñuy soxla di ko dundee ci kër yi mu gën a yombee Gambie Mauritanie Sénégal moom bindoo nii te léeg-léeg yu bari fii lay wàcc lu xew. waaw mais oustaz xam nga tey dëkk su fekkente ni yow da nga bëgg a dundee taxe parce que tey soo xoolee réewu Gambie ak réewu Sénégal liy jóge ci bitim réew di jugu Gambie ni mu fay duggee ak ni muy duggee Sénégal ak li muy coûter suy dugg Sénégal ni muy coûter ak li muy duggee Gambie du benn donc loolu noonu dafay am jeexital ci njëgu coût produit yi parce que jaaykat bi aussi su demee jënd coût bi lay jéem a évaluer jéem ci teg dara pour am benn bénéfice su fekkente ni tey benn potu mayonnaise bu ñëwee dugg Gambie produit fini bi 1000 francs la ko dikkee te commerçant Sénégal bu duggee produit fini bu ñëwee rek douane da koy rey ba nga xam te ne tey produit bi 1400 la koy dëkkee wala 1500 Gambien mën na ko jaay 1100 am bénéfice de 100 mais moom bu bëggee am bénéfice 100 il est obligé de jaay ko 1500 donc loolu mooy benn bi beneen bi mooy que pour nga mën a contrôler mbir yi nga xamante ni moom ngay dundee il faut que am capacité wu produire ko tey soo xoolee produit yi ngay wax ni yëpp diwlin produire ko am nañ fi usine Sonacos pratiquement mooy loolu diwlin bi ngay utiliser Sénégal yëpp da nga ko jënd ji bitim réew donc tey loolu noonu tey moo ko produire ko mënoo ko contrôler saa yu marché bi mondial bi yéegee c'est obligé que tey dafay refléter prix bi dafay refléter je donne un exemple très bidon tey soo gisee tey li ñuy dund tey nen mu ngi la te xoolal li ngay wax différence su 16000 diwlin soo xoolee si un an yi nii ou 1 an yi. soo xoolee pratiquement jóge na 15000 15500 16000 16500 21000. 7000 jëm 6500. léegi écoute xam nga loolu ñaata la représente c'est 40% du produit maanaam benn mbir nga yokk ci 40% du produit te Sénégal kenn du ci wax. tey nen 125 la benn nen di jar c'est 25% du produit dafa bëri. mais loolu personne n'en parle loolu nag li koy indi mooy que ñun production boobu noonu mënuñu ko gérer parce que ñun du ñun ñoo ko produire je donne un exemple tey nen yi ginaar bi waa ji aliment bi mu lay jaay bi muy jaay borom nen bi pour mu koy saako aliment bi 15000 francs 15500 16000 francs tey saako aliment dem na ba daanaka sax. moo gën a cher saako ceeb moo gën a cher saako ceeb. c'est grave aliment bi ginaar bi lekk parce que lan parce que yow ginaar bi aliment bi à la base mboq la. mboq boobu yow bayoo ko Argentine nga koy jënd ji ak Brésil donc su fekkee loolu mënoo ko contrôler il est évident que nii lay mën a demee saa yu marché mondial bi yéegi affaire yi yéeg prix yi am affaire yi am rek mu yokk noonu la parce que ñun defuñ dara donc loolu noonu nag politique boobu noonu suñu état yi moo ko yor mais dafa am foo xam ne dama fa d'accord ak Louise tu sais lu mel ni ay Auchan ak yooyu noonu bokkul parce que ñoom échelle bi ñuy jëndee la parce que tey quelqu'un comme Auchan moom laay jéem a expliquer keroog su ñëwee moom mu leb 100 millions sur un taux de 4% man ma lekk Sénégalais leb 100 millions sur un taux de 12% déjà moom sur les 100 millions moom bu waree fay supposons 4 millions man maa nga war a fay banque bi 12 millions à 14 millions déjà foofu moom gagné na benn un deuxièmement
commerçant bu ndaw bi nekk marché Castor wala marché kii moom échelle bi muy jëndee du benn parce que moom bu ñëwee dugg si tool bi ne tool bi da nga may jaay saako kilo pomme de terre sa supposons 100 francs waa ji ne ko ok 100 francs waa ji ñëw Auchan ñëw ne ko damay jënd tool bi yëpp mais da nga may jaayee kilo 50 francs ba pare sa récolte biir ñëw man maa lay lebal xaalis bi nga xamante ni moom ngay bayee tool bi yow amoo xaalis amoo fond boo bay man maa la koy lebal mais yow jaaykat yi ci biti 100 francs nga leen di jaayee mais man 45 nga may jaay donc loolu. loolu mooy waral benn question. Pourquoi ne pas arriver à stade bu ñi ngay cité noonu egg mooy lan. léegi mooy ñooñu maintenant dañu am seen ay champs wu bopp. léegi non fa laa jëm si. c'est-à-dire que bu ma xamee ne damay liggéey ci dara pourtant Louise man na ci liggéey depuis 20 ans. Louise je vais me donner les moyens d'avoir des champs de léegi nag fa laa jëm si non mais sama may ma daane. c'est-à-dire que ils ont maintenant des poulaillers am seen ay boucheries am seen ay toolu bopp. waaw mais moom xam nga Louise. tu comprends seen ay produits la ñuy jaay donc jëndiwuñu. c'est que xam nga yow li nga waxoon ak li nga waxoon ak lii du benn dama mais si sa démarche li nga wax ni fa laay daane dama ne kooku non seulement Auchan li bon day rey jaaykat bu ndaw bi ci marché bi ba pare su ko pare producteur bi lay rey maanaam day lebal producteur ba producteur bi kiiwutul mu ne ko jaay ma sa tool bi léegi producteur bi jaay ko tool bi léegi moom muy produire dend ak benn toolu sénégalais boo xamante ni moom en tant que étranger dafa am ay exonération yoo xam ne ni étranger bi du ko am donc léegi su boobaa mu reyaat producteur boobu noonu jëndaat toolam moo tax soo demee tey suñu fu ñu xas ma implanté wu dañuy jël jékki-jékki un an après jël tool bi mu jëndal tool bi mu et loolu noonu nag loolu du lu baax ci réew il faut que tey suñu société suñu nationaux yi que état jàppale leen et que pour mu jàppale leen pour mu mën a concurrencer ñooñu noonu il faut que état revoiraat parce que tey pour que benn privé Sénégal mu liggéey am doole concurrencer privé étranger yi non mënul nekk loolu moom maa la ko ak système bi fi nekk nii gars yi bëgg nañ am nañ volonté mais mënul nekk parce que ce sont les réalités du terrain d'accord doy na waar réew mu li may wax tout le temps réew mu am naaj réew mu am suuf su doy réew mu am ndox réew mu am géej am jën réew mu am pétrole am gaz am zircon am fer am ndaw ñu am doole te mënul dem lu xew tey bu fekkee ñi ngi war a basé wu mayonnaise dañ koy jëggaani diwlin dañ ko war a jëggaani léegi diwlin te dëkk bi Sénégal buñ ne mbay xel fi muy njëkk a dem gerte la suñu paree jël gerte gi seen waaye ñëw ñu ne jaayee nañ leen ko nangam pare la ca des yàllaa xam yooyu noonu lu grave la moo tax professeur damay sataxloo foofu noonu le ñu dugg ci suñu waxtaan mais day duggaale ci biir waxtaan wi soo gisee mu ubbee question yi noonu ci li xew pour attirer nit ñi attention ñu bàyyi xel li ñuy waxtaanee ci wàllu finance ak wàllu guni mel ci biir point yi ñu jël solution solidaire pour combattre la pauvreté nan la mën a nekkee ak lii nga xam ne nii dégg nga ñu ubbee ko ci dëkk boo xam ne nii tey ñi ngeeg lépp waaye lépp dañ koy jëggaani soble ñu ne dañ koy jëggaani su soble seeree ñu ne Angleterre la seeree nangam la seeree ceeb dañ koy jëggaani milliardaires yu ci bari jëggaani ceeb a tax ñu bari milliards te lu ci nekk annoncé waat Sénégal fii ak nangami at dootuñu jëggaanee te ceeb lu xew professeur waaw jërëjëf Oustaz Makhtar contribution yi dafa am solo rawatina bosu Cheikhouna analyse am dafa am solo trop par rapport à la situation bi ñuy dund du grand capital yoo xam ne su ñëwee dafay désarmer toutes les initiatives yoo xam ne qui sont nationales donc mbir bi nag dafa am ay taxawaay yu bëri yoo xam ne moo waral Sénégal nekk fi mu nekk ndax problème saa yu amee rek léeg-léeg dina am ay faits yoo xam ne mën nañ koo seppi ne lii kat si cause yi la bokk cause directe la waaye xam ay cause indirecte yoo xam ne ñoom ñoo rendre possible ces causes directes là donc moo tax problème de l'architecture la problème de tout un système la ndax lenn kese mën ñu ko xool bàyyi leneen donc c'est l'état sénégalais moom moo dépendant moo tax su ma gisee ñuy wax indépendance dëkk bi sax daf may yéem ndax Sénégal dekkul dëkk bu indépendant Sénégal dafa dépendant ci léppam yaa ngi wax soble man mburu bi ñuy ndékkee sax farine de blé la te ñun bayuñu blé donc ñun lépp dañ koy jégaane Sénégal su amoon ay jàmbaar yu mel ni ñoom Fidel Castro wala ñoom Ahmadinejad nekk fële Iran ba ñu embargo Sénégal fii kon dina am ay su dee ndax ñu mënuñu dal suñu bopp am na dëkk yoo xam ne embargo leen mais ils ont survécu ndax dañoo mënal seen bopp man jàppoon naa ni corona bi dafa doon nekk benn prétexte si ñun
donc ñëpp bëri tëj na seen frontières y avait des confinements y avait des ñëpp tëju nañ ku nekk di concentré waat ci dëkkam boo xoolee dëkk mel ni ñoom États-Unis dëkk yu bëree bëri ku nekk jël na ay milliards injecté ko ci économie pour gën a jàppale entreprise am Biden mu ngi nii temps yi war a sànniwaat yeneen 2000 milliards dollars ci économie américaine donc nga gis ni kon kenn ku def mu ngi profité waajalaat ay champions nationaux pour suñu ubbaatee le commerce mondial ñu dem à l'assaut du monde ñun nag ñu war si profité nag sur le consommé local ak gën a dëgëral suñu ay entreprise sànq Cheikh naa wax lu am solo ci waxu dëgëral entreprise mun naa joxe exemple kooku ñu ngi waxu téléphone exemple Nokia. Nokia entreprise bi nga xam ne si njëlbeenam du woon entreprise téléphone wala électroménager maanaam bant la doon liggéey si bant dagg bant kese moo nekkoon liggéey état bi moo xool gis ne adduna bi ñëpp États-Unis Japon Allemagne ñëpp ñu ngi commencé nekk ci électroménager mu ne man entreprise war naa tamit am benn c'était en Suède dans les pays du Nord mu subventionné ko pour mu commencer lancer wu ci téléphone premier téléphone am yi baaxul santul yàlla pendant 17 ans ci ay déficit la nekkoon maanaam gañewul waaye état bi mu doon dugal xaalis di ko waajal ne ko fokk ñu gunge ko pour su demee ba dëgër dina yóbbu dëkk bi waaye dina dem conquérir adduna bi te effectivement lu mujj na am donc dëkk dafay waajal ay champions nationaux dafay appliquer protectionnisme ak patriotisme économique pour gën a mën a jox ay entreprise am dooleel leen balaa muy dooleel bitim réew te noonu wax dëgg yàlla état fay mooy Sénégal c'est un état fay bi nga xam ne mënalul dara boppam donc du yomb nag kon wax dëgg yàlla mu mën a sax régler ay prix yu nekk ci biir dëkkam ndax prix yi daf ko dépassé donc mun ñu ko contrôler subventionné wuñu ay sénégalais géré wuñu ko donc ñett yi bu booloo wax dëgg yàlla nag cocktail bu doy waar la. yaa ngi ñëw nag si solidarité. en matière financière. di xool peut-être nu ñu ko war a mën a doxalee pour combattre pauvreté. waaw combat bu am solo la ba passé bi ñuy waxtaan ñu ngi defoon focus bu baax a baax sur la finance islamique mais dans sa dimension privée. ndax ñu doon wax yëpp waxu initiative privée la ndax dëkk dafa am peut-être mën naa ne dafa am 3 secteurs yu am solo yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ñett ci ñoom ñooy jëflante. muy le public muy état bi ci moom muy initiative privée yi mooy les ménages ak entreprises ak lépp muy tamit l'étranger maanaam en matière économique si islamique ñetti yi gën a analyser état initiative privée ak bitim réew donc ba ñuy wax ba passé ñu ngi xaar bu baax a baax initiative privée donte am na njëriñ am na solo lool waaye li ëpp solo ci levier yi nga xam ne ñoom la ñu war a doxalee solidarité pour mën a xeex ñàkk ndax privé yi juguñu pour xeex ñàkk ñu si bët dañoo jug pour am seen intérêt bopp pour def ay bénéfices xam nga soxna Louise nii bu commencé buy jaay maraakis yeeg yëpp dafa bëgg def bénéfice même bu dee benn ñaari dërëm kese la sax waaye bëgg def bénéfice am maanaam objectif am moom d'abord c'est faire des bénéfices c'est pas régler la pauvreté c'est pas jàppale waate loolu da si jàppale ay nit mais xam kenn ki xam ne kooku moom objectif am du def bénéfice kooku mooy état nag dañ ko jox ay jumtukaay yu bëree bëri yoo xam ne mën naa tudd ñett yi nga xam ne ñett yu am solo la benn bi muy son budget lu am doole la pour mën a xeex ñàkk mën naa joxe misaal bu ndaw misaal bi mooy ñu ngi wax léegi ci wàllu chômage ci wàllu liggéey ak ci wàllu ay champions nationaux ak patriotisme économique état budget am chaque at te ëpp 4000 milliards dañ koy voté assemblée chaque année ñu waxtaanee ko wane ko télé di wax ay milliers de milliards la ñuy wax 4000 milliards yoo xam ne budget am la état bu ñuy wax jëndkatu ceeb état mooy premier jëndkatu ceeb Sénégal état day jënd ceeb pour prison yi day jënd ceeb pour camp militaire yi day jënd ceeb pour école nationale de formation yi état day jënd ay dugg day jënd ay légumes day jënd lépp lu ñuy soxla pour lekk ak naan état daf koy jënd état day jënd ba jënd café pour ministère yi pour leen jox ñuy naan état dafay commander ay table ay chaises pour école yi pour bureau yi pour ñëpp état bu bëggoon valoriser secteur privé artisanal bi su éjecté lépp 1000 milliards moo war a dem ci defar ko menuisier yeeg artisanat yeeg baykat yeeg lépp état moo gën a gaaw pour suqali économie nationale dëkk bi ba pare sànni ko ci biir région yi état loolu rôle la war a nekk waaye état dafa jël décision moom lépp lu muy def di ko jégaane day commander ay meubles yu am solo parce que ci commande publique étrangère bi daf si amaale possibilité lekkaale dañuy importer war a dédouaner ay mbuxum yu bëri ciy xacc état bi kon logique ñu ko incarné te daf ñuy andiwaat ci valeur islam logique ñu incarné aujourd'hui l'état islam du seen base islam du seen taxawaay iman tamit du seen jubluwaay wax dëgg yàlla donc kon kooku lu mu yor comme jumtukaay nga xam ne moo gën a gaaw pour xeex pauvreté moo gën a gaaw pour tabax solidarité kooku déjà bàyyi na ko muy benn ñaar état
su ko neexee mu créer ay marché yu bees tàq yoo xam ne pour suqali askanam la xoolal exemple Sénégal dañuy wax waxu poste de santé yi nekk si village yi matul 3000 Sénégal matul 3000 poste de santé yi pourtant village yi ñu ngi si 13200 et quelques villages yàgg nañoo toog di dégg ni ay jigéen yuy matu si village leen teg si charrette leen yóbbu ci yeneen village ay kilomètres pour ñu mën a am doom ndax seen dëkk amul poste de santé ci yoon bi la ñu faatoo ñàkk seen bakkan chaque at fii Sénégal lu mat 600 soxna nañu faatu ci jóge seen dëkk di dem outil dispensaire pour mën a wasin si yoon bi la ñuy faatoo chaque at état am na ay médecins chômeurs am na ay infirmiers sages-femmes yoo xam ne diplômés yi nga xam ne am na sax léegi association mun ñoo am liggéey état am na fi ay secteur BTP entreprise yu tabax bâtiment yoo xam ne amuñu benn marché ñu ngi toog di sonn état su bëggoon ne woon damay jël grand chantier tabax mbooleemi poste de santé pour dëkk yëpp def fa ay chaise def fa ay banc dinaa jox marché ay menuisier dinaa embaucher ay sages-femmes ay infirmiers dinaa embaucher ay médecins dinaa tabax jox ay maçons ñu tabax ay édifices état bu jëloon décision boobu dina impacté bu baax a baax li ñuy wax les couches ak surtout le monde rural mais état dafa am leen li xam ne daf ko ñàkk aujourd'hui yi xam ne loolu mënu koo def li mu ñàkk mooy am souveraineté ci wàllu monem ak ci wàllu budget ndax ñaar yi ay levier yu doy waar yi nga xam ne moo gën a gaaw pour régler problème pauvreté danañ ñëw ci monnaie boobu la mooy problème budgétaire souveraineté budgétaire mooy état am sañ-sañ ci lu muy dépenser parce que budget mooy document bi nga xam ne état defar chaque at rek di wax lan la fas yéene dépenser ak lan la fas yéene encaisser si li mu nar a dépenser état am sañ-sañ di dépenser ni mu ko neexee parce que état mënul fayit xam nga loolu wax la yi nga xam ne économistes yi ñu ngi koy wax état mënul fayit bu dee dafa am ay alal ndax fayit mu ngi nekk ci ki nga xam ne amul alal bu mu mën a fayee waaye kuy leb ak lu mu mënti leb bu amee alal bu mu garanti lebam mënul fayit donc état mënul moom suuf yi moom géej gi ndax état ñun ñi ñëpp la moom ressources yu nekk ci biir suuf si nga xam ne loolu mooy alal dëggantaan ba pare état taxoon naan damaa ñàkk damaa ndóol wax dëgg yàlla lii si ñàkk vision la bokk ak ñu duggal ñu si benn jeu bi nga xam ne jeu boobu ala kulli xaal mun ñu faa am ndam dafa am benn gëstukat bi doon wax ne bu ñu woowee jën woo golo woo xar ñoom ñett ñi taxaw ñi dañuy natt kan moo ci gën a muus waaye nattukaay bi mooy dañuy tànn garab ku dàq yee garab rek kooku gën a muus mooy dañ koo tey pour def golo ku gën a muus ba pare jën ak xar ñi dàq leen donc kee bu xamee bu tàggatee boppam ba aay ci dara xam ne lii man maa ko mën maa ci aay ba pare mu jënd lii mooy critère bu ñuy xamee dëkk bu baax dëkk bu baaxul c'est parce que dafa fas yéene nga topp si ginnaam daa iman tubaab bi la ñu def ak dëkku nit yu ñuul dëkku arab yi ok léegi ak budget bu rëy booboog yëpp yi muy jëggaani mënoon ko defal boppam mel ni te rek maa ngi am ku ma koy dafa mel ni de suñu état dafa yéenewul programme mu 100 ans naa ko tàmbali keneen ku ñëw yeggale ko mais ku ci nekk sa vision fi mu yem mooy sa nguur fi nga ko calculer ne fa la yem boo yaakaari na 2024 la yem nga am vision 2024 2030 nangam nga am vision boobu noonu le te defe naa tabax réew fukki at gàtt na ci lool dëgg la te da ngay yéene def 30 ans wala 100 ans pour mën a tabax réew jëm kanam gis nga oustaz suñu xoolee dëgg-dëgg sax dëgg-dëgg dafa am ay économistes yu xalaat ñoom ci li ñuy wax les cycles économiques am si ñi nga xam ne ku ñuy wax Pérou def ay cycles yu ndaw ñuy wax des cycles courts am ay cycles longs yoo xam ne ay russe ku mel ni Kondratiev moo ko njëkkoon wax ay cycles yoo xam ne 30 ans ba 50 ans mais suñu xoolee dëggantaan pour quelqu'un bi nga xam ne taxaw na fi mu war a taxaw soxlawul fukki at pour teg dëkk ci yoon soxlawul ëpp fukki at yi nga dëkk Europe yi nga xam ne dañoo ndërmeelu woon après guerre mondiale seen reconstruction ak ñi taxawaat commencé at ilif di jiite àdduna matul 5 ans d'accord parce que levier yi dëkk war a soxla yor mi ngi seen loxo dafa nekk seen loxo ñun nag suñu dëkk yi nag buñ ko joxoon plan wu 100 ans sax du avancé ndax ñetti raison bi si njëkk moomul xaalisam lebul ci xaalisam muy benn ñaar plan bi xaatimaluñu ko suñu bopp te teguñu ko suñu bëgg suñu mën-mën plan yi dañu ko imposer ay tubaab ko defar bind ko jox ñu ko ñetteel ba soubassement idéologique bu lal plan bi soubassement libéral la maanaam esprit boobu noonu du esprit bu bëgg a defar ak bu bëgg a jàppale waate esprit compétition la esprit individuel la esprit bu égoïste la esprit la bi nga xam ne esprit profit la ñu wax la profit donc lii tax na plan wu 500 ans sax ñi buñ ko defaree dëkk bi du avancé doy na waar kon yooyu yëpp njàngan mu xóot ak taxawaay yu xóot lay laaj Adja Louise bala ma ñëw ci Oustaz Mouhamed ak Cheikhouna mel na ne yaa ngi ñu toppal réseaux sociaux yi ci la ñu bokk ñoom lan la ñu gisagum ci li ñuy waxtaanee fi ñu toll
ak sa jàngat ak looy wax ci li ñuy waxtaanee. Premier point bi mooy solution solidaire pour combattre la pauvreté. waaw am na solo lu professeur Cheikh Omar wax moom texte dara day difficile. parce que ñoom ñooy experts yi en la matière c'est-à-dire que li muy wax ne état dafa dimbaliwul population yi. dans la mesure où ñoom seen bopp dañuy victimiser wu weesuwul fu ñu toog li ñuy naan keesu état boo gisee président bu waaj benn président bu ñëwee li muy njëkk wax mooy fekkul dara ci kees yi. fekkuma dara ci fekkuma fi dara dañoo sàcc xaalis bi dañoo def lii pour déjà se victimiser et faire comprendre à la population que suñu toogee benn moment fayuñu wala suñu toogee emploi ñàkk du ñun. ñi fi nekkoon avant la. pendant que état warul doxee noonu état continuité la. boo xoolee man dama koy jël ci beneen aspect mooy est-ce que Sénégal war nañ toog am ay association des diplômés sans emploi. c'est-à-dire que dañu bëri ba formé wu ay association Sénégal ngay gis ay cumul de fonctions. ces genres de choses là aussi tuent l'économie. cumul de fonctions boo gisee benn ministre boo xam ne il perçoit globalement benn 5 millions te dafa yor budget. foo gis mu yor budget fii Sénégal du moment où am na poste bi rek train de vie am changé na complètement mi ngi ci benn luxe ba insolent mi ngi am ay comportement yoo xam ne entre guillemets amu ko woon avant. léegi benn ministre benn nit boobu rek bu mënee am cumul de fonction nekk ministre nekk maire nekk député. ak yenn portefeuille yu muy am derrière ak yenn marché yu muy attribué ay nit di ci am ay retour d'argent je le dis mooy damay nekk ministre am benn chantier am benn ay projet jox Matar Sarr financé ko wala jox ko benn projet en retour pour me remercier de ça mu joxaat ma beneen somme d'argent c'est-à-dire dama la jox benn projet dama la jox marché wu 500 millions ne la 100 millions yi maa ko moom et c'est ce qui se passe dans ce pays là c'est-à-dire que bu ñu deful attention ceux qui sont riches vont continuer à être riches ceux qui sont pauvres resteront pauvres pour toujours et c'est ça le problème c'est-à-dire que dëkk bi amul liggéey et l'État ne fait rien pour que ça change man boobu jàngat laa ci def d'accord commentaire yi loo ñu ci jëlal ma ñëw ci Cheikhouna donc boo xoolee Pathé Fall ne na salaam alwasaya Oustaz Mactar Sarr soxna si moom xanaa ñëwul woon démb moom xam naa daf may kaañoo ndax lunette yi wax fàtte kii moom xam naa mbokk Oustaz Mactar Sarr ñu ngi DTV page DTV ñi nga xam ne ñoo bëgg a commenter Facebook bi kii moom xam naa ko ay xaritu ay soppeeku Oustaz Mactar Sarr lañ ñoom dañuy def seen publicité bopp ci ànd sàmm jikko yi Oustaz Mactar Sarr fayu ko kon duñ ko liir day jàll le 23 mai mooy journée bu mag bi. waaw criminalisation homosexualité au Sénégal. ok gis nga xam nga ni lii. day jàll xam nga ni day war a day jàll day jàllaat. day jàll fu ne fépp nag. fépp kay bu plateau spécial lañ ciy def. Mamadou Lamine Gueye moom nee na vendre de l'arachide à l'étranger perdre bu ma ko bindee dafa compliqué plus augmentation des prix. plus mauvais non mais kii moom. Diouf Abdoulaye publicité yi ñoo gën a bëri. au Sénégal l'État nu champion li ma gën a métti mooy war yi c'est-à-dire que Cheikhouna il faut mu jàppale ma parce que si le français n'est pas écrit correctement j'aurais du mal à le dire Cheikhouna Diouf Abdoulaye Diouf DTV la monnaie développement Sénégal avec franc CFA impossible. Pourquoi la monnaie nationale sénégalaise? Astu Mbeen Xumba Ndaw heure bu baax bi jot na ci émission bu mag bi te am solo macha allah. yal na yàlla yeesal yërmandeem ci soxna Zeynab. Alhaji Faye sama soppe Oustaz Mohamed Diop. dégg nga waa ji nee na Mohamed Lamine Gueye wax bu am solo la wax. mu ne dafa ne vente d'arachide à l'étranger égale perte d'emploi plus augmentation des prix plus mauvaise santé ndax qualité bi baaxul et loolu aussi luñ taa war a mën nga ci jaaraale dugg ci li ngay commenter ci waxtaan lu jar a teg loxo la tu sais mooy li wax que ni gis nga fàttali point bi mooy solution solidaire pour combattre la pauvreté gis nga tey loo ci gis tey pauvreté soo ko bëggee combattre dañu ma lay jox exemple rek waa ji keroog wax na exemple di cité comme France mu ne France te nekk France su fekkee da ngay chômer am na loo xamante ni chômeurs yi ñoom lañ koy fay ainsi de suite xam nga dëkk yooyu dañu am seen histoire
mu ngi expliqué ci waxam naan que ni France soo gisee gouvernement laïque la mais parti parta mais France dafa am histoire am France avant que muy ñëw ci nguur gi diine bi moo ko yoroon mais diine gi bi mu yore gis nañ ni mu ko yore woon ñu jékki-jékki monarchie ñëw buur yi ñëw li ci am gis nañ ko avec la révolution française tubaab yi indi la république pour république bi gis nañ ni que ni entre diine ak monarchie ak yooyu pour ñëpp nekk ci jàmm ñoom li leen di arrangé mooy que ñu indi laïcité ñoom en fonction de la réalité socioculturelle ñu gis ni loolu moom moo leen di yóbbu fi ñu war a dem mais France fan la jaar France amut ressource France ñaari mbir moo ko yóbbu agriculture ak élevage xam nga tey ñun suñu réew yi mel ni Sénégal dama lay jox exemple la Cheikh Oumar neex na trop état jàppale ay doomam mais man dafa am benn gëstu benn seetlu bu ma def tey Sénégal soo duggee ci tool yi technicien ak ingénieur yi ci nekk yëpp ay burkinabé lañ soo defee seetlu bi la majeure partie tool yi fi Sénégal burkinabé yi ci nekk brésilien yi ci nekk argentin yi ci nekk pourquoi tey soo xoolee expertise locale bi ci wàllum suuf am na naam mais soo xoolee dafa des tey soo xoolee ay dëkk bu mel ni Burkina Faso da ngay gis ni baykat yi ñoom seen jëm bopp ñooy créer ay machines locales yoo xamante ni dañ ciy produire à grande échelle. commencé numériser sax. tu vois tey soo demee ay dëkk bu mel ni Burkina ay dëkk ñu ngi comme par exemple ay pompes voltaïques ainsi de suite parce que tey dëkk soo ci nekkee population bi nga xam ne ñoo nekk ci secteurs yi ñoo war a xalaat ñoom li ñu nekk naka lañ koy rentabiliser lan moo leen di noppal lan moo leen di dimbali état fekk leen ci dooleel leen mais su fekkente ni sénégalais yi parce que tey Sénégal nag dinañ ŋàññi état nag am na ci part de responsabilité bu mag parce que loolu noonu muy def action yi muy def daf ko war a contrôler je te donne un exemple tey état Sénégal parce que man je suis dans le milieu xam naa li ma état Sénégal jël na fi programme jënd ay tracteurs jox ko ay baykat Sénégal ñu dem jënd Mauritanie dem jaayee ko frontières yi état Sénégal def na fi programme 1000 géniteurs jënd ay géniteurs ay nag ay gouzera ay jox ko ay kii ñu dem Mauritanie jaay ko parce que ci seen culture mooy que am benn yëkk bu leen di jox 800 kilos am fukki yëkk moo leen ko gënal parce que moom culturellement jàpp na ni moom man fi ma bokk ki am géttu gu bëri moo ëpp alal donc culturellement am loo xam te ni tey suñuy il faut que ñu formaté waat ñenn ñi parce que tey je te donne un exemple tey da ngay gis benn nagu Sénégal exemple bu ndaw rek ah bu lay produire meew mënu la jox 4 litres meew par jour maximum 2-3 litres lay jox nga gis exemple ministre bi dem seeti ji benn kii boo xam ne am na plus de 2000 têtes mu ne ko man dama bëggoon ñëw waxtaan ak yow parce que tey gis naa ni yow rek production laitière bi parce que tey Sénégal li muy dugal ci pëndax meew ci Sénégal tey kenn xamul nu mu toll te yow production laitière mën nga ci jouer benn rôle am nga 2 junni têtes léegi dama bëggoon sa nag yi tey ma croiser leen mu nekk ay nag yoo xam ne ñu ngi joxe 2 litres su ma leen croiser dañu joxe 15 litres de lait mais kooku ne ko man loolu amul lu ma njëriñ lii man nag yi am béjjën man nag béjjën laaj xam te yow nag yi may amul béjjën donc sur la rentabilité foofu ñun dafa des lu bëri donc te tey dëkk yi nga xam te ne dañu dem ñëpp ci àdduna bi parce que tey pour que tey société bi tey dëggantaan cette solidarité ak emploi bi nit ñi di wax pour mu am il faut que tey une productivité boo xamante ne tey moom mooy emploi boobu noonu loolu noonu muy produit da ngay soxla ay bras ak ay loxo yu ko liggéey je te donne un exemple xam nga sànq maa ngi lay jox exemple France tey France soo gisee ci wàllu mbay France bay ak agriculture tey keroog maa ngi koy wax fii tey lu mel ni meew maa ngi koy expliquer keroog nekk ni quand on parle d'élevage on parle d'industrie laitière ni ñuy waxee industrie automobile ci France noonu la ñuy waxee industrie laitière te industrie laitière bi dafay concurrencer industrie automobile ak li industrie automobile toll biir France yëpp tu vois donc tey ma jox la beneen exemple tey xoolal rek exemple bu ndaw rek France tey industrie élevage tey lu ci mel ni tey course hippique bokk na ci industrie bi gën a mag biir France mais tey dëkk yu dañu organiser wu tey organisation fan lay commencer ci formation ci vision ci structuration mais tey suñu réew yi seen politique dañ ko jubluwul ci loolu ñun suñu réew yi seen politique yëpp dañ ko jublu ci dara ci lan ci di récupérer ay taxes di ko dundee tey suñu réew yi amuñu vision wu am benn politique agriculture boo xam ne politique bu rentable la politique bu durable la tey boo defee remarque tey seetlul sénégalais yi sénégalais bu ci investir koo ci investir tey 1 an ci benn tool wala benn affaire dina rentable tey mais du am durabilité da ngay gis ne au bout d'1 an 2 ans da ngay gis loolu dafay tàggatee ba parce que lu tax benn problème la Sénégal yëpp am problème bu ndox te Sénégal ndox moo ko wër benn man da ngay dem Yaman Richard Toll zone boobu noonu nga gis ni li fa nekk ci ndox
nga gis ni pratiquement yi zone boobu noonu tey ak boo bëggee dem yoonu Daara Jolof fi nga xam nga ñaari yoon la pratiquement boo ñëw fi da nga def nii mais tey état bu doon utiliser ay moyens yoo xam te ni dina drainer ndox boobu noonu jël ko yóbbu je te donne un exemple il y a même pas 2 mois dama ànd ak ministre de l'élevage dem benn tournée de 4 jours mais imagine toi mais da ngay dugg ci oto ngay daw ci àll 100 et quelques kilomètres doo gis courant doo gis ndox àll kese ngay gis à perte de vue imagine toi fu ci mel ni tey Ranch de Doli je te donne un exemple très bidon Ranch de Doli lan la fa état def benn forage nee na benn gendarme bu fa nekk clôturé ko ñu ne def nañ ci tant de milliards Ranch de Doli soo fa duggee dara amu fa dara te état li muy def mu ngi koy ndamoo parce que moom jàpp na ni def na fa benn forage boo xamante ni léeg-léeg sax dafay amee Senelec courant problème courant pour doxal ko mais tu te rends compte ñun foofu lañ suñu réew yi toll et que loolu noonu tant que problème boobu noonu amuñu ay nguur yoo xam ne dañuy ñëw am politique boo xamante ni dëggantaan politique la boo xam ne dafay développer agriculture élevage ak industrie parce que tey je vais te dire une chose gis nga tey professeur ma jox la exemple bu gàtt ñun emballage rek problème la suñu réew emballage tey déjà rek ci norme internationale tey sénégalais yu bëri am na yenn produit yoo xam ne même bu ñu ko bëggoon jaayee ci réew ci yenn réew yi amuñu usine bu def emballage boo xam te ne c'est norme internationale boo xam te ne tey dëkk yooyu noonu moom la ñu d'accord pour mu dugg seen réew yi déjà c'est un problème donc ñun suñu problème dafa nekk déjà dafa nekk problème structure mais dafa nekk problème vision tu vois fu ne la des choses yoo xam ne fu ne lay état yi métti dañ ci jéemul dara d'accord c'est d'accord loolu xam oustaz waaw li mu wax noonu lu aussi sof rek état bi vision d'ensemble ci lan mooy orientation bi lan mooy objectif yi lan mooy formation yi mu koy accompagner loolu yëpp état bi la xam nga waaye di mu ngi tàmbali ci ñun fii Dakar pour ñu naan ndox dañuy xëccu ndox lac de Guiers bi xam mu ngi à plus de 200 kilomètres alors que suñu suuf si yëpp ndox kese la maanaam Sénégal si 3 pays yu ëpp ndox ci àdduna bi laax de 3 la Sénégal bokk li ñu am ci réserve ndox suñu dëkk yi dal yëpp kenn amu ko fi dëkk yu bëri stress hydrique bi muy commencé ñëw gars yi ñu commencé wax enjeu yu wax l'or bleu mooy ndox enjeu géopolitique bu nar a am ndax moo nar a gën a cher sax pétrole ñun ñu toog di xëcc ndox à 200 kilomètres alors que ndox kese moo fi ne nga xam ne ñàkk vision oustaz fa la tàmbalee doy na waar mais France problème bi nga ma ñëw waaw damay daan France wax problème bi nga wax ni ak ndoxu Seine bi mais ñun gis nga tey fi muy jaar ak nañ koy filtrer mu jaar si égout jaar si filtrer ko mu delloo soit ko parce que tey foofu la àdduna toll lépp da nga koy recycler on parle de recyclage da ngay gis ndoxu bouché sax gars yi di ko recycler di ko dugalaat ci biir ci biir sa loolu pare oustaz damay daaneel benn affaire bu ndaw ci mbay ci boobu ngay daanelee de maa ngi koy waxtaan ak yow non c'est que dama c'est que xam maa nga dañ ci waxtaan keroog mooy li may wax si traction animale ñun tubaab yi dañ ñun nax ci mécanisation maanaam tey tubaab bi gëmloo na baykatu Sénégal yëpp pour nga bay il faut nga am tracteur et man gis naa ci tubaab yi dëkk yoo xamante ne tey am nañ ay nag ak ay fas yoo xamante ne 1 tonne 200 la ñuy def mu am force de traction bi nga xamante ne moom la tracteur yi am te non seulement moo ëpp durée de vie c'est moins d'entretien tey dëkk yu mel ni Inde yu mel ni Pakistan ñu ngi bay ak ay buff tey soo demee seen tool ñu ngi am ay ngan di production parce que tey tubaab yi gëmloo nañu damay waxtaan ak benn magum tubaab buy def affaire course fas mu ne ma tey day tubaab boo xam ne day yoon ngan di tool moom du jël option wu tracteur ma ne ko lu tax mu ne parce que dañu gis ni tracteur bi da nga koy entretien da ngay def vinage da ngay def loolu noonu yëpp mu ne ma da nga koy jox carburant ba pare 3 ans 4 ans chaque 3 ans 4 ans war nga ko changer mu ne tey am nañ ñoom tubaab yi defar nañ ay xeetu nag ay xeetu fas yoo xamante ni bay rek boo ko tax a jël lépp lu tracteur mën a xëcc mën na ko xëcc bañ na ko ba tey je te donne ça journée de l'élevage bu Paris lan mooy concours bi concours traction la ay nag yoo xamante ni dañ leen di takkal ay charrue ñu koy xëcc di wax ni que ni nag bi moo dàq ci li mën na labourer lii mën na def li tracteur bi def moom la lay defal ba pare nag bi mën na def 10 ans ou 15 ans ci yow donc tubaab yi ñu ngi def seen te nag bi du jël carburant daal d'accord am na solo xam naa am na benn message nga liiral na ko Baye Sogui Diop ndax li muy wax dafa mel ni léeg-léeg li ñuy wax formation njàng diplôme yu bari loolu bu baree après ñooñu buñ paree fu ñu war a jëm industrie bu fekkee amul maanaam bërëb yu ñu taxawal pour ku jàng pare war a fa dem liggéey jàpp naa ne man li ñuy tabax ci école li ñuy jàng doy na sëkk li des nag mooy ay usine ak bërëb yoo xam ne nii ñi jàng buñ paree fa lañ war a dem pour am métier. Baye Sogui dafa ne l'industrialisation est impérative pour un développement. Produire, transformer et commercialiser. Le secteur primaire et secondaire du pays est tellement piétiné et pourtant demeurent les clés d'un développement. maanaam. li ma wax la résumé rek
résumé nga ko yow balaa nga joxe moom nga résumé xam nga da ngaa nekk kàngam nag. doy na waar Oustaz Mouhamed Diop xam naa ay point yu bari la di fàttali ne rek ci biir solidarité ak li mu làmboo dañ koy làmbee ci wedd yu baree bari dama bëgg ñu ñëw ci riba ndax nag mel na ni benn mbir la moo xam ne l'islam bañ na ko nit ñi ragal ne l'islam xëy na dafa sévère ci ni mu ko bañee mais li dëxëñu ba tax mu bañ ko ci biir loolu noonu moo mat a nekk lu muy jàng ndax bëri na koo xam ne mi ngi jug ne day xeex pauvreté maa ngi nuyuwaat bu baax waa Kaolack gi sunu tante jooju ñu dugaloon démb ñu yor seen GIE bi muy ànd liggéey di nuyu sunu mag soxna Aïssa Ñing nga xam ne tey ñoom ci seen dajaloo ak cotiser jàppalante ci seen biir demoon nañ ba yegg ci banque di leen lebal di leen ci tegal riba nga xam ne léegi mu ngi leen naroon a jural coono yoo xam ne ni tey ñoom lañ amoon base bu dëgër ba am benn fonds ba war a dem banque buñ demoon banque dafa mel dafay ñëw ren diwaat leen ñoom ba ñu jeex loolu ñu amoon mu ronqat ko ñu des zéro riba ak statut yi nga xam ne am na ko lu tax l'islam bañ ko ak danger bi nga xam ne moo ci nekk laata may wax lu tax l'islam bañ ko damay tàmbale ci danger yi nga xamante ne moo ci nekk yàlla moo sàkk doomu aadama tuddee boppam arhamur rahimin wax nit ñi ñaax leen ci feeñal leen moom yàlla yërmaande gi mu leen ëmbal ci biir li nga xamante ni moom mooy yërmaande googu yàlla subhaanahu wa taala am ci biiri bàkkaar yi benn bàkkaar bu mu sempi ne moom yàlla waxul rekk ne châtiment lay defal ñooñu mais daf leen déclarer guerre fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasuli pour wane ne yërmandeem googu sax toujours dafay ànd ak nit ñi même bu ñu génnee ci cadre boobu séddee ne yàlla tuub nañ mu ne fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlamuuna yàlla subhaanahu wa taala lan lay wax ci aaya boobu léeg-léeg gars yi dañ may tooñ sa day wax aaya yi rek di jàll du ko firi non faaw ma jàpp ci nga koy firi xam nga yàlla subhaanahu wa taala suñu demee ci logique bi may demee ne yàlla moom dafa pour ñu xam danger bi yàlla moo bindu doomu aadama ànd ak loolu yëpp mu wax yërmandeem fi mu doon bismillahi rrahmani rrahim mais teewul moom yàlla subhaanahu wa taala ci saar woowu nga xamante ne ñu ngi koy tuddee suratul tawba ñu koy tuddee suratul fadiha saar bi ñëw di weeraate saar woowu nga xam ne dafa mel ni léeg-léeg jàngalekat yi dañuy wax ne ci waxin jibril ngir mbir yi ni mu meloon moo tax dafa yàkkamti ba ñëwul wax bismillahi rahmaani rahim léeg-léeg jàngalekat yi noonu lañ koy waxee mais rek pour li ma yitteel foofu rek mooy pour ñu xam dayoog fi yàlla tuddee loolu wax ne su fekkente ne bàyyiwuñu riba fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasulihi yàlla mu ngi leen di déclarer guerre mais nag soo leen tuubee seen capital yi nga xamante ne moom ngeen investir woon yàlla mu ne yéen a ko moom doo leen tooñ kenn du leen tooñ kon doy na danger ci li nga xamante ne moom mooy riba le fait que borom bi subhaanahu wa taala déclaré ci li nga xamante ne moom mooy guerre ne danaa xeex ak yow boo ko bàyyi dinaa xeex ak yow ba pare yonentam maag sama yonent fa'dhanu bi harbin min allah te mel na ne alxuraan ba mu jeex kenn kooku dong la ci moom rek la yàlla rek déclaré li nga xamante ne moom mooy guerre riba loolu moo ñuy yóbbee pour ñu mën a laajte lan moo war a xew ci riba ci nga xam ne nit ñi dañ koo jàppe woon lu yomb wa qaalu innama al bay'u mithlu riba ngir nit ñi ni mu nekkoon ci biir li nga xamante ne moom mooy société bi yàlla doon wàccee di tabax doomu aadama et toujours damay faral di wax ne suñuy wax société arabe nit ñi dañuy jàpp ne jamono jooju arab yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo kii mais yonent bi hadisu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy montré ne li nekkoon ci goxi arab presque moo lawoon ci àdduna bi inna allaha nadara ila alxalqi arabihim wa ajamihim fa maqatahum fa ba'athani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne yàlla dafa xool mbindeef yëpp
ña cay arab ak ñu ci dul arab mu gis ñaawteef na mu lawee yàlla mere leen mu yabal ma man pour ma ñëw génnee leen ci meruk yàlla subhaanahu wa taala kon loolu nga xam ne moo nekkoon ci biir te loolu wax boobu amoon ci jaahiliya googu moom mooy répété waat fii nii da ngay gis bi fenêtre islamique yi ubbeekoo ñuy wax li nga xamante ne moom mooy finance islamique da ngay indi benn produit finance islamique nga dégg kenn ku lay wax ne lii ak riba benn la wa qaalu innama al bayu mithlu riba ak njaay benn la yàlla ne seule différence boo ne wa ahalla allahu al baya wa harrama riba yàlla dafa daganal njënd ak njaay mu araamal li nga xamante ne moom mooy riba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci riba teewul yonent bi ñëw confirmer ko ci wax ne laana allahu aakila riba wa mukilahu wa shaahiday yàlla rëbb na wa kaatibahu yàlla rëbb na ci riba ki ko lekk ak ki ko lekkloo mu tontu kii wax ne banque bi moom kese am bàkkaar waaw mais ki ko lekk ak ki ko lekkloo yow ak banque bi la ko jox waaw wa kaatibahu ak ki ko bind wa shaahiday ak ñi ko seede témoin ñooñu ñëpp la yàlla dàq ci yërmandeem léegi nag lii mooy texte yi nga xamante ne xam nga boroom xam-xam yi dañuy faral di wax ne aaya ak alquran bu ñëwee laata ñuy indi ay justification dañoo war a taxaw ci benn kii ne hada taabudi yàlla moo ko wax kon dañ ko war a dégg sami'na wa ata'na sans autant ñuy xool ndax am na luñ ciy jëlee wala ndax amul conséquence ak yooyu mooy taabudi yàlla mi nga xam ne yàllaa ko tere moo ko tere avant tout waaw avant ñuy xóotal nag lu tax mu tere ko waaw même bu ñu waxul conséquences yi ci nekk mais jëmmu leer na ne moo ko tere effectivement tere gi moom bàyyi rek moo ci topp effectivement xam nga léeg-léeg mënuñu wax développement soupassement wu développement boobu alal yi ko tungam nekk li nga xamante ne moom mooy riba tey boo gisee professeur mu ngi koy junj keroog di wax ni effectivement pays bi njëkk développé li nga xamante ne mooy finance islamique moo nekk Angleterre Britannique moo nekk Angleterre lan moo tax mooy bi ñu demee ba li nga xamante ne mooy ces banques classiques am ay problème am li nga xamante ne moom mooy ay problème si lañ xool solution ba génnee li nga xamante ne moom mooy ay fenêtre islamique si pour mun a permettre li nga xamante ne moom mooy banques yi mun a suqalikuwaat léegi nag ñu ñëw ci loraange gi nga xamante ne moo nekk ci riba bi ci njëkk moo di ne li nga xamante ne moom mooy riba dafay tax inflation pour yokkute prix inflation yokkute prix di am xam nga lan moo tax Cheikhouna ni mu ko waxee sànq effectivement tey ñun bu ñuy jàng ci wàllu fiqh bu ñuy jàngal lan moo loraange moo nekk ci wàllu li nga xamante ne moom mooy riba dañuy wax ne riba yazidu fi tadaxum dafay yokk li nga xamante ne mooy inflation li muy jur moo di ne yokkute prix yi parce que ki nga xamante ne mooy Cheikhouna su demee wala bàjjan Louise dem leb ci li nga xamante ne moom mooy banque bi yokkal ko li nga xamante ne moom mooy taux moom fi muy yaakaaree fay li nga xamante ne mooy banque bi mooy ci commerce bi muy def commerce boobu mu ngi ko yaakaaree ci njënd ak njaay kon dafay yokk li nga xamante ne moom mooy pireem bu boobaa moom solidarité boobu nga xamante ni moom la ñu doon xaar ci moom mu wàññi prix yi jàllaabe bi mu war ma koo wàññil bu boobaa du ko mën a wàññi parce que lan moo tax banque baa ngi ko teg benn pression bu ko defee loolu dafay jur société bi solidarité boobu du mun a am parce que prix yi dafay nekk loo xamante ne lu yokku la loolu moo tax te bu ñu fàtte même Louise ak banque bi mooy même sunu état yeeg seen leb yi effectivement bu ñu lebee ñu teg leen pression population bi la ñuy ñëw këppaat ko te lañ leen di lebal même riba lay doonaat tamit dañ leen di lebal yi milliards di fayeekuy 2 milliards gisoo Oustaz Makhtar xam nga ñun bokk suñuy analyse dañoo wuteeg koo xamante ne buy analyse da koy analyse ci base u Karl Marx wala kii nii ñun suñuy analyse dañ koy analyse
ci base li nga xamante ne mooy sunu source bind mooy Karl Marx. alquran ak sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire dafa am benn dimension spirituelle boo xamante ne suñuy analyse ñun foofu la ñuy yóbbu affaire yi du dimension spirituelle bi ñuy wax kurus ak yooyu mooy dimension spirituelle bi boole yàlla ci lépp loo xamante ne yaa koy def parce que c'est lui le maître de l'univers moom mooy doxal li nga kii yàlla subhanahu wa taala ñaata boo jëlee par exemple secteur yu bëri yoo xamante ne dañ fay investir déjà dafa am loo xamante ne ci àdduna laa yuhaabillahu fihi ahad yàlla du ci xaritoog kenn 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 ki ko def ngay kuy jullit nekkoo ku dul jullit da nga koy am mais mu am yeneen mbir yoo xamante ne c'est au-delà mbir yooyu bi maanaam li ma bëgg a wax foofu moo di ne ki dem lebi même bu nekkee ne dafa leb mu nekk riba am na effort bu muy def dina gis résultat donte ni man ci sama wàllu bopp ci sama analyse gis naa ne même résultat bi mu am su dul woon riba dina am leneen loo xamante ne moom la ciy am mais li mu am ci résultat la ko jurul mooy yàlla subhanahu wa taala li mu wax ne ku yëngatu yàlla defal la li nga xamante mais malheureusement ñun dañuy dem lebi mu nekk riba ñu ñëw du ñu yëngatu moo tax lañ ciy gis moo di ne du am li nga xamante ne mooy kii nii kon benn bokk na ci li nga xamante ne moom mooy riba ni muy xeexee solidarité sociale boobu moo di ne dafay jural li nga xamante ne moom prix yi augmenté ñaareel ba moo di ne dafay gàllankoor boroom alal pour mu avancer parce que da koy tooñ day tax ki nga xamante ne mooy bàjjen Louise bi ñu toltalaal yore li nga xam ne mooy microfinance mooy projet yu ndaw yi projet yu ndaw yi bëgg a suqaliku mu ñëw leb ci banque bi enrichiru ci kaw moom yokk li nga xamante ne mooy xaalisam moom mu dëkkee di ndóol toujours di daw pour fay li nga xamante ne moom mooy banque bi te loolu dafa nekk li nga xamante ne moom mooy tooñ yàlla subhaanahu boo gisee ribal fadl ribal nasi'a yëpp l'islam tere ko ngir loolu xam nga l'islam dafa tere boo jëlee ci ribal fadl par exemple jox ma kilo li nga xamante ne moom mooy parfumé man su ma lay fay ma fay la 2 kilos non parfumé loolu l'islam da ko xaraama loolu riba la wecci ma li nga xamante ne mooy 1000 francs ma jox la li nga xamante ne moom mooy 900 loolu riba la yàlla subhanahu wa taala da koo xaraamal maa ngi lay lebal li nga xamante ne moom mooy 1000 francs boo may fay nga fay ma 1200 loolu riba la kii bi maanaam riba nasi'a mooy uaxiruka wa taziduni damay yéexal leb gi nga ma lebal dama koy yéexal fay bi nangu nga yéex maa fay mais nga tegal ma ci loolu yàlla subhanahu wa taala da koo xaraam ngir tooñ yooyu ak yeneen yoo xamante ni moo taxoon yàlla subhanahu wa taala ne yamxaqu llahu riba nu mu munti toll yàlla subhanahu wa taala moo ne maa koy mbas maa koy lu mat a bàyyi xel yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat waaw bëri na lu ñuy jàmbat ci dëkk bu dëgër ak dëkk bu métteeg sama commerce ba ñama leboon fayuñu ma dem naa Chine dem naa Mauritanie waaw man daw naa ba sonn dem naa Maroc waaye dañuy ñëw nga lebal leen duñ la fay banque yi topp la fekk yàlla mi ngi naan la yamxaqu llahu riba duñu la fay ndax dama lay sanctionné woon riba dafa mel ne rek benn pombiteer bu nekk ci saaku pombiteer bu nëb pombiteer bu nëb bu nekk ci saaku yàgg da yàq alal bëri na milliardaires yoo xam ne dañoo xëy rek seen business ñu naan dafa fayit fekk yàlla mu ne maa ko fayital muflis maa ko fayital faaw mu yàqu ndax man maay yàq riba lépp lu mu dugg xam bu demee ba yenente bi di tollale bàkkaaru riba ne buñ ko xaajoon 40 xaaj benn ba nga jël ko mi ngi tolloog benn bi rek benn bi ci 40 yooyu yeneen riwaay ne 40 ak juróom mu ne benn bi mi ngi tolloog góor dem séq ak ndeyam ji ko jur mu ne bàkkaar bi noonu la toll góor dem séq ak yaayam ji ko jur te jël nañ riba kat def ko ay pàcc ba muy 40 wala 45 benn bi tolloo góor dem séy ak yaayam te léegi bàyyiwuñ ci xel sax ku nekk yaa ngi xool buñ ne pere rek ngay xool taux bi pas bàkkaar bi taux bi taux bi ngay xool mais pas bàkkaar bi su ko defee professeur ñu ñëwaat ak yow ci lu ni mel mooy le riba et son statut lan la waaw jërëjëf oustaz lu oustaz Mouhammad andi na déjà impactam ak ses conséquences
ci cohésion sociale bi ci solidarité bi ci incidence sax économique bu mu am parce que y a des incidences aussi bien économiques morales ak sociales. Donc suñu xool statut riba nag riba oustaz dañ koy andiwaat dans un contexte parce que islam mbooleem borom xam-xam yi ñoom nangu nañ ni riba dafa araam ndax texte la nas la. alquran moom wax na ne riba dafa araam waaye dafa am ñu bëri ñoo xam ne ñoom d'accord ne la mooy riba dafa am ñu jàpp ne ñoom riba mooy taux am ñu jàpp ne riba mooy usure mooy taux bu ëpp waaye am na taux bi nga xam ne qui est tolérable ndax am na un seuil bi nga xam ne ñoom jàpp ne loolu bokkul ci riba suñuy xool baat bi comme li muy wax chaque fois alquran dafa am ay baat yu bëri ay mots yu bëri nga xam ne seen cosaan du arab mat na lu mat ñaari téeméeri baat ak li topp li nga xam ne ay àbb la par rapport à d'autres langues yu proche moo xam perse la moo xam hébreu la moo xam grec la sax ñu ngi ci biir alquran riba baat bi dafa sori lool te fës na ci biir sax les langues sémitiques maanaam aussi bien en akkadien qu'en sumérien et même en hébreu baat bi dafa nekk soo demee même si ancien testament di fa fekk baatu marbit baatu tarbit ak baatu ribit radical bi la radical ba tey riba la ba tey suñuy wax oustaz riba impactam alquran dafa ñëw nekk benn révélation bi xam ne mu ngi wax ak benn société waaye mu ngi wax ak mbooleemi zaman ñëpp lay waxal am na mbir yi nga xam ne alquran jéemu ko définir maanaam définition sooy xool ci alquran doo ko fa gis ndax c'était compris et connu de tous maanaam aajuwul woon li naan fal amru bayin mbir mi dafa leer nañ soxul sax ñu koy jéem a leerlat balaa ma ñëw ci riba ni ko alquran déjà leerlee il faut ñu wax ni depuis l'antiquité boo dem borom xam-xam yi ñoo àndoon doon wax ni riba dafa araam balaa sax islam di ñëw le code d'Hammurabi code la bi nga xam ne en moins 1750 avant Jésus-Christ di gane si àdduna leer loon déjà ñetti xeetu prêt yu amoon fële ca Mésopotamie fi ñuy wax Uruk ak fi ñuy wax Akkad foofu c'était en Sumer mooy actuel benn partie la bu nekk bi diggante Irak ak yeneen dëkk yooyu ñoom déjà bindoon nañu tënk ndax jamono boobu dañu doon ku amel ba mënul fay sax moo ñu ko jàpp def ko jaam maanaam esclavage pour dette maanaam servitude dafa amoon jamono boobu donc ñoom xamoon nañu bu baax la mooy riba ba teg ci ay daan bu ñu xool ancien testament nga xam ne moo xam Psaume la bu yonent Yàlla Daawuda moo xam Tawret bu yonent Yàlla Moussa nga xam ne bindam wax na ni ñu bëri ñoo jàpp ni diggante 9e siècle bala 4e siècle avant Jésus-Christ ñu ko bind dans tous les chapitres di nga fekk ni yàlla mu ngi araamal de manière claire l'intérêt ak l'usure te ñaar yi mooy riba boo demee ci Exode di fa fekk Exode 22 24 yàlla di wax ci intérêt ni que du yoon te war ñu ko def suñu diggante boo demee Lévitique 23 20 à 21 di nga fekk ba tey on parle de riba on parle d'intérêt on parle d'usure boo demee Deutéronome 25 de 35 à 38 yëpp di nga fekk ba tey yàlla di wax même chose boo demee dans Proverbe 28 tu verras là-bas ñuy wax ci waxu usure ak intérêt boo demee ci Ézéchiel lépp 8 à 9 passages yëpp li may wax ni c'est l'Ancien Testament di nga fa fekk la même chose c'est que dans toutes les écritures avant islam di ñëw mbooleemi révélation yi ma sa am ci àdduna bi yëpp nangu nañu ànd ne riba dafa araam musiba la luy yàq la ba pare dañ ko war a daw léegi nag définition riba nag li kon mooy suñu problème ndax bu dee baat bi ñëpp d'accord ne yàlla nee na xaramallahu riba donc kenn ñemewatul wax ni riba dagan noo daganul waaye coow nag fi ñu mën a dugg mooy lan mooy riba ak lan moo ko nekkul riba pour être clair lépp li nga xam ne dañ ko teg ndax baat bi sax baatu rabba baatu arba verbe bi ci moom sax fi'l bi suñu delloo cosaanam da ngay gis ne mbir mi mooy ñuy teg dara rek ci kaw dara muy gonfler wala muy yokku wala muy ngande te fekk cosaan du foofu may fàttali ne Aristote nga xam ne penseur la mu ngi juddu ci 300 et quelques avant Jésus-Christ Aristote si boobu dafa yéemu woon tuddee ko woon sax ñuy wax la crématistique pure dafa yéemu woon ci naka la xaalis wala juree xaalis mu ko yéem ko te Aristote du woon kenn du wax ni chrétien la kenn du wax ni musulman la yéemu ba bind ci di wax moom naka la xaalis mën a juree xaalis donc aujourd'hui ci wàllu texte ci l'islam usure riba la usure mooy taux bu nganda taux bi nga xam ne dafa ëpp mooy comme lu suñu microfinance yi def fi Sénégal ñoom ñëpp jarul may tudd seen tur yi waaye ñëpp ñu def microcrédit
ñoom ñu ngi si usure ndax ay taux 20 et quelques pour cent la ñuy lebalee fi doomu aadama yi. 21%. waaw ay 21 parce que ñoom banque centrale daf leen wax ne leen waruñu dépasser 33% wala 35% wala 30%. donc ba 25% la ñuy lebalaate ba 28%. may laajte nag ci ñëpp ñu si tànn kan moo fi xam benn entreprise bi nga xam ne la rentabilité parce que tamit léegi sooy leb da ngay investir en fonction de ta rentabilité ngay fayee bu dee damay leb 1 million nga bëgg ma fayloo 100 000 muy 1 million 100 bu fekkee li may investir mën na jur lu ëpp 1 million 100 dina yenu maanaam ma leb boobu bu fekkee su ma investir 1 million naa génne 1 million 300 soo ma laajee 100 ba tey du xaw a métti waaye bu dee mënuma am man 10% ci li may investir maanaam su ma defee 1 million naa ci am 50 000 nga bëgg ma lebalee 1 million 100 danga maa bëgg tënk ba lépp lu ma am ci alal naa ko jaay nga mujjee moom def ma jàmm may daw chaque fois di dàqee nu ma fayee te loolu moo am système financier te mooy cosaan ba rek lañ delloo mooy cosaan bi maanaam mooy la avant l'islam servitude boo faytoon ñu def la jàmm code d'Hammurabi def la seer def la jàmm bañ na ko sax bu suñuy wax jubilé dans la Torah ci Tawret li ñuy wax l'année du jubilé mooy chaque 49 ans ñëpp ñuy jàppoon ñu mun leen libéré ñu dellu seen ay kër ñëpp ñu jëloon seen ay suuf ci delloo leen bi ñuy wax le grand jubilé 7 cycles de 7 ans la mais 49 ans li moom am na taarix bu ngand ba si ñoom Youssouf ak ñëpp donc pour dire que amul business buy joxe rentabilité wala rendement bu toll li xam ne moom la microcrédit yi di fayeeku waaye pour ñëw ci intérêt islam bañul tout loolu tam chaque fois foo ñu leeral ko mais parce que ñu ciy waxtaan mu ngi am sax kenn ku ma saisir di ciy waxtaan étudiant la ndeysaan islam waxul ni taux warul am ndax taux dañ ko war a différencier par rapport ak li tubaab bi def ak lu banque yi def am na benn taux bi xam ne islam bañu ko mooy kay leb ak ka muy leb loraange bañ am seen diggante taux boobu kenn mënu ko fixer à l'avance mënu nekk lu ñuy wax laa darara wala diraara oustaz fekkente rek moo la lebal li nga may lebal masalan ci wàllu xiima suñ ko doon mesurer dañuy wax ni mën na ma jënd 5 kilos ceeb nga ma lebal ak benn kilo tàndarma ceeb di jar 100 francs kilo tàndarma la jar fukki dërëm kilo soo ma lebalee lii ba mu war laa fay islam moom nangu na dafa jaadu que su ma lay fay li nga ma lebaloon li mu la may nga mën a jënd loolu laa la war a fay islam nangu na loolu jaadu na donc nga fay ma bu dee dafa am inflation te loolu tamit mooy li sànq oustaz di wax dans le modèle islamique inflation mënu fa am mais dans le modèle bi ñu nekk nii instant yi inflation dafa am donc corriger l'emprunt par l'inflation bi nga xam ne dafa nar a gàllankoor kenn ki islam mënul nangu waaw mënul nangu ñu gàllankoorante donc xalaatkat yu gën a mag yi ñoom Maodo dégg ñëpp ñoom Xaradaawi yi c'est que dafa ñu bëri ñi nga xam ne bind nañu defañ ci ay gëstu ci wàllu ñoom Umer Chapra nga xam ne ñoom dañoo xóot bu baax ci wàllu économie islamique donc nangu nañ ni le minimum boobu mën na am te minimum boobu ex post la mën a ñëwee maanaam boo ma lebalee tey oustaz ba at su ma lay fay pouvoir d'achat dañuy wax pouvoir d'achat bi nga amoon ba may lebal lu xaalis boobu joxe loolu laa la war a delloo loolu borom xam-xam yi wax dëgg yàlla rentable si waaye ginnaaw lii lépp luy taux lu ñuy fixé à l'avance di ko fay loo doomu aadama te teguñu ko ci maandu ndax maandu mooy 3P partage des profits et des pertes mooy islam suñuy séq ñum ñaar c'est parce que dañoo bokk àndandoo mun ko misaal ci musharaka wala mun ko misaal ci beneen forme mais dañoo àndandoo war a bokk suñu gañee ñu séddoo bu ñu perte tam ñu séddoo du ñu perte maak yow le modèle occidental nanguwul perte séddoo dafa jàpp ni par force dañuy gañe suñu gañee da ngay fay bu ñu gañewul da ngay fay rupture boobu déjà égalité boobu muy rompre islam moom daf ko dàq ci ay principe am donc aujourd'hui lépp luy taux lu ñuy def si dëkk bi banque bu mu mënti doon nag lépp luy taux lu ñuy def ci riba la bokk leb bi ngay leb crédit sax ci téléphone yi séddoo yi di leb 1000 francs après soo chargé dagg la 1200 riba la effectivement képp ko def tam yaa ngi ci riba te man dama ragal ni leer la ñu doomu aadama yi bu baax a baax riba ba dëgg-dëgg ba tax ñu mën koo ragal du ñuy ragal looyee gars yi bañ a jàpp ak ay sa jàpp bi bu baaxul ak julli bi ni lañ koy ragal looyee riba la ñu war a gën a ragal loolu ndax riba moo gën a dangereux mun ni ko waxee léegi te mi ngi ñu jege lool suñ ko xaajee xaajaat wax dëgg yàlla li mu yemoo ci bàkkaar wax dëgg yàlla war nañ ko bàyyi xel donc aujourd'hui oustaz riba kon dans son ensemble état daf koy def suñu tur ñun état dafay dem lebi ji ak ay taux di ko investir suñu biir dëkk di ko fayee ay salaire di ko investir ay infrastructure moo tax dañoo nekk ci jamono bi nga xam ne lu sëñ Cheikh Al Maktoum doon wax jafe na lool ñu mën a mucc ci système bi nga xam ne léppam riba la maanaam léppam riba la ci la ñu dugal instant yi lii nag dafa laaj benn assainissement
dafa laaj benn révolution dafa laaj benn refondation bi nga xam ne pour mën a dindi doomu aadama ci tooñ gi ñu tooñ ndax aujourd'hui yenn riba yi dafa mel nécessité la darura la ndax am na fi ngay toll fi nga xam ne oustaz même mid sax dina mujjee dagal ci doomu aadama mu lekk ko donc am na fu ñuy toll kon fi nga xam ne dañu ko imposer donte nag bu ñu delloo ci réalité bancaire ak monétaire xam naa ñu si ñëw ci biir waxtaan bi nañu am possibilité mën a assainir système bi ba nga xam ne mën nañu génnee jullit yi ci biir riba bi nga xam ne ci la ñu dugal ci wàll yëpp nag d'accord xam naa ca kanam téléphone yi incha allah bu ñëwee ñu dugal ko mais mel na ne dafa am ay laaj question yu bëri nañu waaw pour professeur mu ne ñun ñi nga xam ne am nañ ay compte bancaire ndax suñu alal bi fu ñu koy jëfandikoo ci riba ndax dafay mujj doon riba ci ñun malgré que duñu ci dara teel question boobu ñu jël ko ci ligne bi del si salaamaaleykum waaw maaleykum salaam sëñ bi na nga def ñu ngi sant alhamdulilah tabaarakallah alhamdulilah ma ni waaw maa ngi dégg seen waxtaan wi léegi dafa am nag loo xam ne lii man dama ko doon def te maanaam ñi ma ko doon siqal kafa taxoon ma doon ko def ak ñoom lana taxoon waaw lu taxoon nga koy seq ak 1000 francs yi waaw dañ ma daan jox 1000 francs waaw ma di leen di jox ñu dañ may jox 900 ma jox leen 1000 francs waaw waaw loolu nag dégg naa ko si yéen ngeen ne loolu baaxul man nag dama ko daan def ngir rek bëgg weccet pour sama sët yi ma di leen koy jox waaw looloo taxoon ma di ko def wante du question commerce du question dara déedéet d'accord commerce taxul woon de wax dëgg yàlla waaw baax na oustaz ang lay déglu incha allah waaw incha allah jërë ngeen jëf gannaaw dafa woote ñëw profité leeralal ko loolu muy def waaw mooy li ma waxoon sànq si une fois ma dem ci boutique bi ma indi 1000 francs CFA su may wecci 1000 francs CFA la ma war a wecci su fekkente ne dafa wuute par exemple 1000 francs wu CFA ak li nga xamante ne moom mooy kii nii nu mu tuddati beneen monnaie beneen devise du moins beneen dollar ak yooyu bu boobaa riba dina fa dugg ci benn sew-sew boo xamante ne weccekat kaay ñiy weccee war nañ ko bàyyi xel moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne fa ida ixtalafat al asnaafu fa biicu kayfa shi'tum ida kaana yadan bi yadin haan bi haa soo demee di wecceeku par exemple sama mbokk yiy wecce waate nekk Sandaga ak yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mooy lan tey Cheikhouna su ñëwee ci bàjjen Louise di wecceeku 100 euros bàjjen Louise dagan na 100 euros mu wecceeku ko 600 et quelques mille xam nga du ko jox 100 francs parce que tolloowuñu mais kañ la riba di dugg mooy Cheikhouna jox bàjjen Louise 100 euros bi bàjjen Louise dem uti ji weccet bi ñëw diggante boobu riba dugg na bàjjen Louise dafa war a yore sur place taux bi tolloog 100 euros bi nga xam ne Cheikhouna bu la nee am nga ne ko am yadan bi yadin amul xaaral ma ñëw d'accord loolu leer na ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum na ci teg dara waaleykum salaam mooy courtier yi rek courtier wecce yi ñu ngi ziar ku baax na nga def fooy wootee maay woote Dugaar bismillah waaw kooku toog wetu Louise waaw lu mu tudd professeur Cheikh Omar Diagne jërëjëf yal na yàlla jàppale amiin moom daa mel ni dafa ñaanal Cheikh Omar macha allah waaw am na commentaire bi lu mu waxoon mu ne waaw dafa laajte rek waaw banque yi na la ñuy def ba mucc ci riba bu ñuy jox involontairement ok lu ñu def ba mucc ci waaw daf si am wàll gi nga xam ne mooy li may wax sànq rek la contrainte quand on est en contrainte on n'a pas le choix jamono bi si système laïque bi ñu nekk mooy li Qarada yi waxoon mooy li Maodo di waxoon on n'est pas mënuñu dund sans banque pour kuy liggéey surtout dans l'administration dara am na benn salaire bi nga xam ne boo ko dépassé Sénégal fi actuellement 100 000 francs la bu ñu lay fay salaire bu ëpp 100 000 kenn la ko fay billetage da nga am devoir ubbi compte waaye compte boobu la ñuy wooyee compte courant
compte courant mooy compte bi nga xam ne dañ fay jaarale sa xaalis pour nga jël ko loolu amul muskila maanaam loolu soo ko defee nekkoo ci lu xaraam waaye nag compte de dépôt maanaam compte bi nga xam ne compte d'épargne la da nga ko ubbi pour ñu la siy fay intérêt loolu riba la compte de dépôt lu ñuy wax DAT compte de dépôt à terme damay jël xaalis bàyyil ko banque bi pendant 3 ans wala 5 ans du ma ko laal banque di ko jël moom di ko leble di ko teg intérêt maanaam yow yaa jox jumtukaay banque pour mu def riba boobu ci chaîne riba bi nga boo xam nga sànq oustaz mu ngi wax ni chaîne riba bi du kese ki utilise riba bi ki ko permettre la ki ko jàppale ki ko fekkee ki ko bind ki ko ñoom ñëpp comme sàngara bi kese la ñoom ñëpp c'est la chaîne dans toute la chaîne ñoom ñoo yem képp bàkkaar léegi nag am na leen sew-sew nag bi nga xam ne par rapport à la banque mooy comme que on n'a pas le choix donc lépp li nga xam ne mooy dooleel banque boobu ci déposer xaalis bàyyi ko fa soo ko defee kon déposer ko xaalis yaa ngi koy permettre mu jël sa xaalis di ko utiliser pour liggéey ci riba donc loolu wax dëgg yàlla tamit duñ ko may kon jullit d'accord baal ma ñu jël ko ci ligne bi balaa ñoo dellu si waat foofu salaamaaleykum waaleykum salaam. mel na ne affaire yaa ngi bëgg a compliqué de riba bi ci banque yi Oustaz Matar. waaw ñu ngi ziar ku baax waa delloo ziar. macha allah fooy wootee maa ngi wootee fii ci France. France bismillah ñu ngi lay déglu waaw kii dégg naa ko léegi muy wax ci compte épargne bi waaw compte épargne bi. waaw dafay am intérêt bi la ci waa banque bi di dollil. waaw léegi yow mii boo dee nanguwuloo jël intérêt boobu. maanaam ñoom intérêt bi dañ la koy jox waaye yow doo ko jël nga bàyyi ko foofu noonu ci compte bi. doo ko jëriñoo. ndax di nga bokk ci riba bi wala bokkutoo ci. d'accord. waa léegi loolu bu weesoo ma bëggoon ñu wax ci benn mbir mooy wàllum xalal ak xaluf parce que fii ci France dama seetlu benn mbir xalaal ak lan nit ñi ak xaluf maanaam lu meddi xamu ba xam ndax noonu lañ koy waxee wala xalaal xaraam daal xaraam ak xaraam ak xaluf waaw ak xaraam waaw léegi dama seetlu fii ci France daal maanaam gars yi bu ñu xasee ñëw fii lu mel noonu maanaam dootuñu si bàyyi xel lu bëri waaw léegi dama bëggoon waaw xam naa ni loolu du thème bi tey sax bu ngeen si mënoon ñëw ñu xaw am luñ si jàngatee tuuti dina si baax trop sax d'accord waaw jërëjëf waay jërëjëf xam naa ci lu gàtt nga dimbale ko ndax question la ñu bari mooy ki nga xam ne dem na ba ubbi na compte ci banque bi am na luñ ko ciy tegal at mu nekk ndax ñu bari bëgguñu riba bi duñ ko lekk te seen xaalis mënuñ koo denc seen kër darura la dañuy dem dénkaane ko ci banque bi commerçant la yor nay million kii mënul denc këram faaw mu dem ci banque bi te banque bi compte ba mu fay ubbi ñaareel dañ ko ciy tegal intérêt boobu ñu bari léeg-léeg dañ koy bàyyi ci banque bi ndax duñu ko laal dafa mel ne question foofu la jëm. loo ko ci effectivement boroom xam-xam yi traité nañ li nga xamante ne moom mooy question boobu. parce que bu njëkk ba bi li ñuy wax compte compte baatu bi seexu naa bëgg. non. contextualisé waaw contextualisé xam nga bu njëkk ba boroom xam-xam yi biñ ciy njëkk addu dañoo waxoon ne non xaraam na ci jullit beeg yooyu. et parce que jamono jooju pratiquement banque yu bëri c'est à l'étranger. ñu gis ni. lañ fay bàyyi ci xaalis bëri na bëriwaay boo xamante ne banque bi mu ngi koy jël di ko yóbbuwaat ci yeneen ils ont revoir li nga xamante ne moom mooy fatwa bi moo di ne wax ne yow daganul ci yow en tant que nit nga koy lekk yow jullit bi daganul ci yow mais mën nga ko génnee moindre des choses mooy nga saraxe ko sans autant nga xaar ci yool sans autant nga xaar ci li nga xamante ne ak nga bañ a wax ki ngay sarax ne ko riba la waaw nga bañ ko xamal ne ko lii nii riba la d'accord baal ma ñu jël ko ci ligne bi c'est important loolu ñu bàyyi ko xel waaw bàyyi xamu ñëw pare bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah cheikh bi na ngeen def waay ñu ngi sant macha allah mbaa yéen a ngi si jàmm fooy wootee alhamdulilah man maa ngi woote fii Grand Mbao waa bismillah ñu ngi lay déglu waaw ngeen baal ma c'est la première fois mooy woote ci télé nag waaye alhamdulilahi rabbil alamin seen émission yi am na solo jërëjëf wallahi gis nga suñu diine bu ñu ñoree kenn ku nekk boo yëngatu balaa ngay yëngatu ci dara da nga war a laaj boroom xam-xam yi ndax man dama koy faral di def sama yàlla dafa def bon wolof bi leeru saraxule laa nag sama nijaay
ay borom xam-xam lañu. su ma daan def benn mbir rek damay woo kenn ci ñoom ma ne ko nijaay lii nag dama ko bëgg a def wante diine lan la ci wax. mu ne ma lii kat ak lii ak lii daggan na waaye maytul lii ak lii ak lii. bu ci mujj rek ci wàllum suuf la comme man loolu laay yëngatoo. un jour dañ ma présenté benn suuf ñu ne ma lii day jaay kon man dama yor agence léegi ñu présenté ma ñu ne lii day jaay man ma wut client. yàlla lu muy def balaa ñuy finaliser. oh dafa dagg am na point boo doon leeral bala ma ñëw ci seexu na. waaw par rapport ak le compte d'épargne. waaw ñii yaakaar ne suñu tonnee dindi nañu riba bi dañoo juum. maanaam. la capitalisation li ñuy woowee la capitalisation de l'avoir. maanaam intérêt composé la maanaam c'est le capital plus les intérêts si loolu base boobu la ñuy calculer taux bu ñuy appliquer ci mbir mi c'est vrai que rek am na ñu bëri si ay borom xam-xam et loolu mooy beauté wu islam. dafa am ay mazahib am ay fikri yu bëri am ay furu sax ci biir benn mazhab. yoo xam ne dañuy xaw a am uute ci yenn masala ndax masala yooyu vraiment nekkul lu leer daal. waaye ñu jàpp ne soo fa bàyyee sa xaalis yaa ngi contribuer ci système riba bi ndax yaa ngi jox matière première bu banque di jëfandikoo pour mën a liggéey riba su loo calculer riba ba dugal la si soo nee noonu du ma ko laal du ma ko lekk wax dëgg yàlla riba bi mu ngi ci biir li woowe sax léegi sa raas sax léegi mu ngi ci biir foofu léegi te am na ñu bëri ci biir économie en tout cas ñu jàpp ne bu dee da nga gis ne riba safara la boo ko jëlee ak koo ko mënti jox jàpp ne yaa ngi tooñ sa mbokk jurit ndax yow soo bugg lekkoo ko waroo ko jox kenn mu lekk macha allah moo tax am na nag fi may daanelee am na structure yi nga xam ne soo ko fa bàyyee sa xaalis même bu dee dina am intérêt mën nga toll ni intérêt bàyyi fa sa bopp capital pour génne ko maa ngi jox exemple mel ni poste le compte courant postal maanaam poste moom leblewul amul droit leble mënul leble xaalis soo fa bàyyee compte même sax découvert mënul nekk si biir compte d'épargne postal donc foofu ñoom mën nga bind ne bëgguma intérêt kenn la jox intérêt ndax sa xaalis kenn ko utiliser pour leble ko ndax xaalis dañ koy jox état parce que état moo ko moom pour état liggéey si chantier yi lii mooy masala bi xam ñu si ëpp dañoo jàpp ni si cadre boobu bàyyi xaalis bi trésor wala ci état nga xam ne moom leblewul dina xaw a tane ka nga bàyyi ko banque nga xam ne leblekat la lu mu la mënti jox day yàq sa xaalis d'accord ma ñëw ak Cheikhouna ndax mi ngi doon tudd léegi taux yi mais foofu defe naa masala mi nga xam ne bi gën a toléré ci loolu mooy comme li nga wax professeur leeral ko li waroon a am mooy kenn warul jël xaalisam di ko dénkaane ci banque buy def riba ndax boobaa wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wala udwan léegi boobaa yaa ngi koy dimbale moom pour mu mën di def bàkkaar mais inna darurat tubihul mahdurat li nga xam ne loru moo la ci dugal am na lu ñu interdit woon dañ lay tegal benn fenêtre facilité pour ngelaw la di jaar di dugg foofu noonu wala nga mën fa jaaree génn léegi nag bu fekkee ne dem nañ ba gis ne comme ni nga ko waxee ci njëlbeen gi riba la dafa xaram mais masala dafa am masala yoo xam ne ni dafay soppeeku taxayyuru zaman ni jamono ji di soppeekoo ci yenn mbir yi am na yu dul soppeeku mukk sawaabit wal mutaghayyir waaw am na yoo xam ne mën na soppeeku ak am na yoo xam ne mënta soppeeku léegi bu ñu demee ba gis ne dañu toll ci jamonoy guerre dañuy jënd ay armes jullit ñi am na ñu leen di noot di jënd ay chars de combat di leen embargo di leen xañ nangam ñu gis ay milliards yu nekk ci loxo yéefar yi jullit ñi dénk leen ko ñu mën a dimbandiko loolu pour xeex l'islam masala moom na day bokk ci masala yi nga xam ne dañuy toog ñu càmbaraat ko xool lii lan la mën a jur après biñ càmbaraate gis ne milliards yi jullit ñi jël gedd ko te muy seen alal juñ dénkaane keneen liggéey ci lebal ci Masamba lebal ci Mademba ñu fay lu ëpp ñu jël alal jooju noonu le bàyyee ko ñu gis ne loolu danger la ñu ne kon yow alal jooju demal nga récupérer ko léegi ne récupérer nga ko xam ne ne lii lu xaraam la sañoo koo jëfandikoo mënoo koo sànni léegi leen nañ am ñu ubbi la benn fenêtre boo xam ne nii joxe ko mais nag doo ci seenu yàlla ndax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban ki nga koy joxi doo ko xamal ne ko riba la moom la fait que moom xamul ne riba la moom cosaanu alal du dagan ci moom pour mu jëfandikoo ko mooy luñ ko may léegi may nañ ko voie boobu légal na moom pour mu jëfandikoo ko du loo koy tuddee azaka wala dara mais may nga koy tuddee yow sa digganteeg sa borom nag mooy xam nga ne kat dafa am masala mu la gaar moo xam ne may nañ la alal ji nga yëkkati ko jox ko jullit bu ko jëriñoo mais doo ko bàyyee ci loxo noon yi ñu koy xeexee l'islam dama koy misaal rek mi ngi mel ne mbalit moo jël di ko tuuri kenn du ci seenub yool mais nag effort bi nga def ba bañ a lekk riba bu yool di am nag foofu lay am ndax am na kook mi ngi am compte bu mel ne bi nga am riba boobu noonu le moom avantage am la ndax riba bi ay millions la daf koy lekk
léegi yow mi def effort ba gedd riba boobu lekkoo ko effort boobu nag yàlla mën na la cee fay mais pas jëmm nga yëkkati ko jox ko Seexuna wala nga jox ko Adja Lewis yaa ngi doon wax ay taux 18% 21% ci lan ci banques yi. non mooy professeur démontré na ko parce que foofu dafa bëgg expliquer comme quoi que ni tey banques yi ñëwatuñu pour di dooleel nit ñi mais dañuy ñëw pour di leen néewal doole mais foofu dama am lu ma bëggoon fa parce que dama gis ñaari commentaire yu am solo parce que dañu bokk ci émission bi dama gis Baye Sogui Diop mu ne l'industrialisation est impérative 2 minutes ñu des. waaw mu ne est impérative pour un développement pour un développement produit et transformé commercialisé le secteur primaire et secondaire du pays est tellement piétiné et pourtant demeure les clés d'un développement tu sais professeur xale bu jigéen bi aussi wax ni le rôle de l'agriculture dans l'économie le secteur agricole explique genre même chose pratiquement xam nga ñun Sénégal dañu am tendance wax waxu industrialisation tu sais tu ne peux pas parler d'industrialisation sans énergie parce que tey industrialisation li dafa soxla énergie dafa soxla soit dama lay jox exemple France bi mu demee mu am élevage bu xam ne dafa industrialisé mais loolu moo tax France teg tànkam ci pays africains yi am pétrole or parce que il a besoin de cette énergie là effectivement pour que industrie bi mën a dox mais su fekkente ne tey Sénégal man dama ñëw defar usine fii boo xamante ni machine ay triphase la ma soxla énergie ma jënd courant bi su ma produire pare su ma ko évaluer damay perte ak taxe bi ma état teg damay perte parce que tey on ne peut pas parler d'industrialisation sans énergie léegi ki nga xam ne dafa am ay groupe je donne un exemple benn producteur sénégalais ak benn producteur bu nekk Mali exemple litre carburant je donne un exemple bu gàtt jar Mali 450 ou 500 di jar 500 Sénégal 800 waa ji utiliser 1500 litres de carburant man may utiliser 1500 litres de carburant tey sur le même produit suñ ko doon produire man ak moom war ko jaay ji États-Unis moom bu ñuy dem jaay ji dina ko jaay moins cher. il sera plus compétitif il sera beaucoup plus compétitif. non seulement loolu ce sont des choses yoo xam ne du question de wax c'est un réseau boo xam ne le système doit être favorable pour que tey nit ki mën ci dara la preuve tey sociétés yi nekkoon tous les Sénégalais yi duggoon ci industrialisation daanu nag 4 ans 5 ans ñu daanu ñenn ñi jël nañ seen société yóbbu ko Guinée yóbbu ko Mali yóbbu ko Gambie parce que li mu leen di coûter pour que mbir mi mën a rentable dañuy dem à perte je te donne un exemple Sénégal ngay gis benn Sénégalais buy jékki-jékki am na ku la tuddee je te donne un exemple waaw ba tey pour dinañ ko génte faaw ñu génte tey professeur day bëgg def professeur day bëgg def dara di taaba commencé jënd ay quelques ñaari nagu Holstein Montbéliard France mu commencé produire meew tuddee ko al wasaaya meew wasaaya commencé góorgóorlu di ko jaay kër jàppal bàyyi jékki-jékki indi 15 secondes waaw indi 15 nag jékki-jékki rek au bout de 10 ans rek ñu door ko redevance fiscale ne ko amel nga état valeur 200 millions parce que 10 ans yaa ngi jaay soow fayoo impôt comme ki ma doon wax keroog bëri na ci ay sociétés yu def Sénégal l'initiative effectivement ray ku doon investir téeméeri nit la doon employé des choses yoo xam lu doy waar le système dañ ko war a xool te loolu état moom moo ko mën a organiser d'accord lu doy waar la mooy li muy wax noonu koo xam ne nii dem nga bay investir bay employé 100 personnes xëy rek ñu indi la taxe nangami million ren di la ba nga dee xam nga kuy jug naan xaw ma lan employé ndaw ñi fekk ñu employé ay junniy nit di suqali woo leen nga jóg naan da ngay employé ay ndaw mais loolu noonu wax dëgg fa yàlla ay waxu kasaw la tey ñaata société fi nekk tàmbaleel nga waroon dem seeti ku mel ne Jupiter Diagne seeti Bougane Gueye Dany dama tudd ndax ci média la ñu nekk seeti ku mel ne Sidy Lamine Niass seeti Massamba ak Mademba yàlla na ko yàlla yërëm doomam laa bëgg a wax sëñ Cheikh ne leen mais yéen gis nañ ne kat dégg nañ ne am ngeen nangam jafe-jafe léegi yéen a ngi employé 100 personnes 150 personnes mais nga jël foofu injecté fa la nga waroon a jox naan ay 400 milliards yooyu jox ay ndaw ñoo xam ne nii liggéey boo xam ne xamagul fan lañ jëm nañ la jox nga dem defi sa projet mais ñi am projet ba mu taxaw dëgër 10 ans ñu employé aw nit mais lu tee nga dëgëral ñooñu ñu mën a dolli ñeneen tey kër gi am na caméraman yoo xam ne mën nañ ko dolli waa régie mën na am personne yu ñu fa dolli fële rédaction mën na am ñu nu dolli mais boo ñëwoon léegi jël kooku jox ko loo xam ne fii ak 1 an soxlawul di am xalaatu souci wu fay ay salaire mais kooku dana dal mën a liggéey am ñeneen ñu employé mais ñoo fekk ndaw ñoo xam ne ni Makhtar Sarr moo xam ne xamul dara ci wàllu jën nga ne ko indil projet jën ma financé la ko mu dem benn yoon ñu nax ko ñaari yoon demal nga financé ci indi projet emploi wàllu projet nu mu tuddati yar ginaar mu dem yar ginaar jënd 400 ginaar 200 ya dee mu dugalaat 100 ya dee mu xëy loolu fayit mais yooyu noonu du ay xalaat yu jëm fenn mais ñi taxaw ba noppi nañ leen jàppale tudd naa ko muy ku mel ne Wari
mais imaginel kooku nuñ mën a seetaanee ba wari mu daanu ak luñ mënti wax ne moo nekk ci suuf mais dem na bay employé ñoo xam ne ni sëñ bi ay milliards lay def lu mel ne jooni mu daanu nuñ ko mën a seetaanee te noonu ñuy seetaanee ñooñu la ñuy seetaanee wal ñeneen ba ñu daanu am na ñuy bëgg a suux te xam nañ leen mais lépp ay raison politique farut ak man ma ngay xeex état kuy état ndax mooy Macky Sall kuy état ndax mooy ministre intérieur kuy état mooy Cheikh Omar Diagne mooy man mooy yow mooy keneen ku dem ba nga xam ne léegi moom weesu na famille weesu na boppam mais ay doomu jàmbur la jël yor leen salaire ñooñu yor yi salaire tey boo jëlee Louis di ko fay weer wu dee Louis am na jànqam te këram da koy fay professeur bee di jàngal doomam da koy fay moom ki ngay fay salaire mi ngi fayaat ay salaire mais kooku moo gën a gaaw ci emploi lu dul nag ñëw leen indi seen i projet yoo xam ne après lekk rek a ciy mujj nen ya nëb na ginaar ya dee na projet ba jeex na lu doy waar la xam naa question yi bari na duñu doyal ndax waxtu wi jeex na tàkk fi mu toll nii Cheikh Omar la ñuy bàyyi rek li des mu tënk ko bëggoon nañu dugg ci crypto-monnaie yi bëgg a dugg ci modèle islamique ci wàllu yooyu yëpp waaye waxtu mayeetu ko dëgg la même professeur dama lay wax ne benn affaire nga tëjaale ko tey la repos xam nga tey on parle d'industrialisation mais tey loxo yooyu sax tubaab bi dem nañ ba ne soxlaatuñ ko mooy li nga wax si libéralisation que bien té capital on parle de robotisation tey la preuve xoolal tey fi ñu toog nii tey caméra bi robot la donc tey fii nit daf fi war a nekk fii nit war a nekk donc tubaab bi ñu ngi génn sax ci logique boobu noonu te logique boobu noonu ñu ngi ci bañ a mooy profité di nuy benn waa joo xam ne daf ma woo tey ne moom Ndar la nekk mais nee na moom émission bi du ko tardé Matar Dieng ak sama benn rakk bu bëri na ci mor koy seen waaw waa jooju bëri na ci mor macha allah Cheikh Omar looy tëjee ak looy ñaani waaw ak nga ñaan kon tey moom Paa looy tey ñaanee leen bàyyi ngeen ñaan moom mais fi may tëjee mooy am nga 30 secondes wala une ndax waxtu bi jeexoon na fi may tëjee ko lenn la mooy ñu comprendre ne l'islam c'est un tout l'islam dafa régler suñu lépp en réalité et que nag bëri na lu ñuy daw ci ay bàkkaar nan la man de musique du ma ko déglu gis naa ki xam ne ma sax musique man du ma ko déglu dafa araam waaye mu ngi si diggu riba bi te riba bi moo gën a grave musique bi mu dégloon musique bàyyi riba bi moo gënoon mu nekk ci riba bi pare bàyyi musique bi donc dañoo nekk kon ci ay bàkkaar yoo xam ne man jàpp naa ne ay yeneen bi riba ci mu bi xaat la ko dugal wallaahi yi déconnecté ci yàlla yu ndaw a ndaw yu ndaw a ndaw yi lañu nekk di disserter ak di philosopher bàyyi yu nganda yoo xam ne moo ëpp sax kabaa'ir yi ñuy wax donc pour dire que baax na kon ñu comprendre ni islam c'est un tout mais passé Moustapha Sylla intervention dafa am solo trop li mu wax islam lépp la maanaam dañ koy jël ci mutlaqam wala ñu bàyyi ko donc wallaahi fii nag dañoo bëgg nag ñun am lenn lu ñu gëm ci yàlla ak lenn lu ñu dàq ci yàlla te sànq am na ko dugg dafa am lu am solo li mu wax mooy borom suuf si da yeggaliwul nag masalam waaye dafa am lu am solo te loolu mooy melokaanu jullit bi mooy ki nga xam ne yàlla mooy boromam te moo ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy modèle am te mooy kilifaam sa kilifa mooy ki nga xam ne su la nee defal da ngay def bu la nee bàyyi da ngay bàyyi te lépp looy jéem a dugg da nga siy njëkk a xam lan moo ci gis-gisam balaa nga cee nekk loolu sànq nekkoo ci soo ne yonent bi mooy sama kilifa waxoo dëgg boo ne alxuraan mooy sama dustuur waxuloo dëgg ndax chaque jour sa ay jëf di weddi alxuraan te Sénégal dañu dugal ci benn gaal bi nga xam ne mooy gaalu weddi yàlla ba pare àndandoo ci te xam ko yàlla ci yàlla génnee amiin yaa rabbal yàlla ñu am modèle bi nga xam modèle islamique pur bi nga xam amiin yaa rabbal ne dina raxasaat caay-caay gi nga xam ne moom la ñu dugal ci barke weeru koor gu tedd gi ci barke weeru sallallahu alayhi wasallam jërëjëf Oustaz Makhtar yal na yàlla fay yiw amiin xam naa kon nañu bàyyi Oustaz Mouhamed Diop mu ñaan waaw numéro baa ngi noonu du pour woote pour yónnee la waa gis nga vidéo yi xam naa danañ ñëwaat ci semaine bii ñëw sànce bi mi ngi noonu moolkat yaa nga ca fondement ba incha allah dina door ci semaine bii danañ ci dikkaat ci semaine bii di ñëw di jaajëfal ñëpp nag rawatina ñi nga xam ne yéene la ñuy defee borom 100 francs yeeg 45 yeeg 50 francs yi neex na ma lool ndax bu ñu amoon ni milliard kon sànc bi léegi tey mu yegg seexu naa sa gars yi ñu ngi leen di xaar waa élevage non nañu gaaw ci koor gi lañ ko war def fan la gars yi di envoyé ci banque la ñuy envoyé wala du ci banque fépp ñun waa DTV ora banque ay sunu banque waa DTV fa la ñuy yónnee ora bu ngi ci riba bi de dañ koy orager dañ koy déranger incha allah bu ranger woo rek ñu dindi ko ñu déranger ko Oustaz Mouhamed ñaanal allahumma laka alhamdu hatta tarda amiin ya rabbal alamin الحمد بعد الرضا نحمدك اللهم على آلائك التي لا تحصى
falaka alhamdu ala nicmati alhidaya wa laka alhamdu ala nicmati alislam اللهم أحينا مسلمين اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل والدينا من عتقائك من النار اللهم اجعل والدينا من أهل الجنة اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن علمونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لمن أحببناهم فيك ولمن أحبونا فيك اللهم اغفر لمن أحببناهم فيك ولمن أحبونا فيك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وضاعف لنا الأجر واجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين العائدين برحمتك يا أرحم الراحمين ووفقنا لقيام ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في مكان عملنا اللهم بارك لنا في مكان عملنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين baal ma dafa am ku laaj benn laaj ñaan nañ ba pare ñii woote te duñ leen jot moom lan mooy àtteem ñu koy wax ne dafa xaraam serveur bu lekk seen xaalis télé bi dugg nañ ci la xaraam loolu moom dañ koy wax pour mu leer du dañuy toog fii di wax ñii di bàyyi ña ci des lu xaraam la lu ñu war a dindi la wasalaam